télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat ni ñu ko baaxoo mardi bu nekk ci heure bi ci TFM seen émission Déclic am mbégte ànd ci ak yéen amin mbégte wutu fi Pape Cheikh Diallo ci jëmmi jamono Déclic tey jii ma ci ànd ak ñu ngeen ràññee di ci ànd ak gan goo xamante ne ji tey ku nekk bëgg na di teewlu waxtaanam ndax maanaam la nga cey jàngee teewlu waxtaanam ndax soppe yi mu am ci réew mi teewlu waxtaanam ndax ñeme goo xam ne ñeme na ko dëgg mais également teewlu waxtaanam moom ganu tey gi ndax vécu boo xam ne am na ko ci réew mi kooku mooy kan ci kanam tuuti nañ leen ko présenté muy ganu Déclic tey ci mardi bi waaye bala may sori ñi ma fas yéene àndal ci Déclic bi Adjaratou Binta Diallo maa ngi lay nuyu bu baax a baax soxna si. di la fay bu baax Ndiaye Diatta amaat mbégte taseeg yow ci plateau Déclic sama rakk ji nga xamante ne moom loolu ñëpp xam nañ ko dara du ci dañ am mbégte aussi taseeg Papis Diaw mi nga xamante ne ndeysaan bokk na ci ñi ma dalal baax ca Walfadjri te boobu ba léegi yàgg na 2000 ba tey dara musul ñaaw Diaw maa ngi lay dalal jàmm ci plateau bi di nuyu sama jàmm bële Barthélémy Ngom di nuyu Mamadou Ndiaye di nuyu les téléspectateurs di xaar suñu gan bi juñu nga ko sànq Papis di grand boo xam ne chance la ci nga côtoyé ko ci bépp fànn na xëy na sax du ci cadre bi la ñu mën a toog di ko waxtaane mais ñun xam nañu moom xam na di ko jaajëfal bu baax a baax di rafetlu également lim ñëw ànd ak ñun ci Déclic grand Papis maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Mohamed di am mbégte ak pression surtout waaw parce que boo nekkee si plateau mel nii Barthélémy Binta comme ni mu ko waxee ngeen di def job bu rafet. mais jàkkaarloo gën a jaxasoo. te foofa yaa nga fa lii moo xew Déclic non ñun ñu ngi Déclic en tout cas je t'encourage. merci et je vous félicite. jërëjëf. Barthélémy Mbissane Ngom. waaw maa ngi lay dalal jàmm yow de yaakaar naa ñoo ngi soog a daje ci plateau. waaw ñu ngi soog a daje Mohamed. ayca mbégte la maa ngi lay nuyu bu baax. waaw jërëjëf Mohamed di nuyu ñi ma seqal table bi. Binta Diallo comme moom boobu ba léegi def na ma jaamam. bàyyil ma nangul ko comme jigéen la. bàyyil ma nangul ko di nuyu grand Papis. grand Papis yaakaar naa du tey lañ xamante c'est depuis Walf. il m'a beaucoup accompagné ci liggéey bi loolu ma ko ciy gërëm di ko sant. di la gërëm également Mamadou Mohamed Ndiaye yow mi mën a seqal plateau bi di nuyu téléspectateurs yi également. ganu tey ci Déclic mooy honorable député Woré Sarr bu parti démocratique Sénégal honorable député nee na ma naa ko ci tegal bu Serigne Fallou Mbacké radiyallahu taala nee na naa ko ci tegal bu Abdoulaye Wade yooyu yëpp dinañ ko waxtaane mais moom honorable député Woré Sarr mooy doon ganu Déclic tey Déclic internet Mamadou Ndiaye. internautes yi téléspectateurs yi ñi nga xamante ne ji dañu sori bëgg di suivre émission bi mën a jaar ci réseaux sociaux yi ak fu ñu mën di nekk ñu bàyyi la nga fàttali leen rek ana fan la ñu mën a jaare donte sax xam nañ ko Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed di nuyu Barthélémy ak grand Papis ak Binta Diallo di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi miin nañ ko hashtag bi Déclic la wala Déclic TFM. bi nga xamante ni actuellement ñi ngi ci en live sur Facebook hashtag bi Twitter wala live ci YouTube bi plateforme yi yu groupe Futur Média miin nañ ko internet yi miin nañ ko mais xanaa dañuy fàttali rek ni ñu mën a def ba bokk ci émission bi hashtag bi ngeen di def daal di def Déclic wala Déclic TFM dinañ gis seen ay message ak tey ki ñu invité di honorable député Woré Sarr moom nag baaxoo nañ di def ku ñu fi invité rek daal di xool réputation ci internet bi maanaam li ñu duppee e-réputation mu nekk nag loo xamante ni ci jamono ji ak xarale yi fi ñu toll dafa nekk lu am solo surtout ñoom personnalité yeeg député yeeg seen taxawaay ci internet bi ñu xoolee moom tamit jafe-jafe bi mu am bi ñu seetloo comme ñu ci bari bu ñu fi jaaree mooy ca tur wa moom nekkate Woré bi dañoo bàyyi nii rek tuddul Woré. oui bi ñu xoolee ci Facebook effectivement turam dëgg-dëgg la dugal Woré Sarr la. xam naa après bu ñëwee dina expliquer pourquoi. waaw parce que xam nga. waxin wi ak mbindin mi du benn. ci kanam tuuti dinañu ko leeral lii de Mamadou xamuñu ko woon. loolu moo nar a nekk première question bi wala lim ci nar a gën a njëkk a tontu ci question yi nga xam ni gis nañu nag ku actif la ci réseaux sociaux yi surtout Facebook ak groupe yi ndax xam nga fans Woré yi dafa bari. wala waraay mais nañ wax Woré rek. fansam yi dafa bari wala ñi koy suivre wala ñi nga xamante ni ànd nañu ak moom ci combat yi nga xam ne mi ngi koy def dañoo bari ci groupe Facebook yi nag gis nañ ni am na ci ay plateformes yu am solo yoo xam ne mi ngi ci bari ay membres lool yoo xamante ne ëpp ay téeméeri nit wala ñaari junni nit yoo xamante ne dañuy nekk ci ay plateformes groupe fermé lay doon ci biir Facebook bu ñu scruté bu baax xamal nañ ñu ne moom elle est très active dina ci participer ci waxtaan yeeg débat yi nga xamante ne dina fa am toujours day concerner Sénégal mais surtout combat yi nga xam da koy jël ak parti politique bi nga xam da koy def ma nga fa muy taxawaay bi nga xam da koy taxaw toujours ci wetu Abdoulaye Wade mu nekk nag loo xamante ne lu am solo leneen li Mohamed dañuy daal di dugg nag ci lu am solo loo xamante ni fi ne bu ñu nee Woré Sarr ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi internet yi dañ ko daal di yàpp nag ndaxte ay déclaration mag
taxawaayam ak li nga xamante ni da koy def assemblée toujours ci plénière yi loolu moom xam naa dama ciy ànd ak téléspectateurs daal di leen ni jéem nañu colté dajale tuuti ay quelques vidéos yoo xam ni mën nañu leen ko dégtal ci am yi nga xamante ni parfois comme li xew léegi rek. mu naan waa ji yaay dëmm bi yaay nooxóor bi booba ma nga ca ba. dajale nañu ay vidéos yoo xamante ni je pense mën nañu ànd ak war si ñu daal di koy seetaan. jox ñu. salaamaaleykum kenn fayagu la ñu ne yokk nañ courant salaamaaleykum kenn fayagu la di nga yokk leneen vraiment monsieur Hott Tukulóor Samba. wóor na ma barke Sëñ Fallu neexul Macky Sall parce que Macky Sall kenn ma sa dégg mu wax Ablaye Wade dara tey nag Macky Sall personne n'est plus placé que moom pour mën a wax Ablaye Wade dara ndax ànd nañ de 87 à 2008 il est pièce comptable de tout ce qui se passe dans ce pays ngir yàlla bàyyi leen Ablaye Wade du seen morom yor ngaa taxaw fii naan Ablaye Wade franc-maçon la yow mi yaay baayu franc-maçon yi yaay maamu franc-maçon yi yaay nijaayu franc-maçon yi yaay sàcc di àtte sa bopp yaa ñàkk jom yaa ñàkk kersa yaa ñàkk kilifa yaa ñàkk loo wax doo dara ñàkk. waaw Boun Abdallah Dionne mi sax fu mu dëkk ak ku ko yar moom mooy kan en tant que premier ministre ma ne sa baay moom réew mi da tax fu ñu bale rek nga tuur fa sa mbalit ne man may borom réew mi yow nag am nga ku sikk koo xam ne c'est le mal de Dakar. ana jag ba mooy kan ci ñii ana jag ku yëngu mu dóor grenade sonn nanu dañuy mars ku wax mu dóor grenade bu politiciens yi jógee mu grenade étudiants yi jóg mu grenade transporteurs yi jóg mu grenade yow daal yaa nga ca Jolof di buur moom mooy exécuter say ordre yow nag Hott yow mii nag yow nag yaa nar a toj réew mi yow parce que monsieur Hott moom wuy na turam yow yaay def plan bi nga xam ne mooy suturé sénégalais yi seen maigre moyens yi ñu am plan économie yow bu ñu nee économie ñun dañoo kontaan ne dañuy économiser li ñu yor kas as néew man cee añ mën a reer mën a ndékki yow nga dikk salaamaaleykum kenn fayagu la ñu ne yokk nañ courant. voilà Mohamed mu nekkoon vidéo yi nga xam ne marqué na toile bi noonu lañ koy duppee yoo xamante ni statut WhatsApp yi ci période yi mu nekk atum entre 2018 2019 ba 2020. saa yu demee assemblée def ay plénière de sorteem après dinañ koo dagg daal di koy def ay statut WhatsApp di wane ni engouement kii bi mu am détermination bi mu am ay surtout taxawaay bu am solo bi nga xamante dina ko am toujours à l'Assemblée nationale. mooy xadaru waalo bi. loolu rek lañ doon def daal di koy ubbee fàttali internautes yi na xam naa ni miin nañu Woré Sarr bu baax mais fàttali hashtag bi sunu net la wala hashtag bi déclic la wala déclic TFM am ngeen seen ay droit poser seen ay questions ci kanam dañuy dem daal di koy taataan daal di ñëw partager ki nga xamante ne mooy invité bi lii di ay questions internautes. ay ca ñu bàyyi la nga reer parce que njumte yu bari xiifoo ko waral damay bañ njóobeen yi sumi ñu Mamadou ci kanam tuuti daañu ànd ak yow xool internautes yi gis-gis bi nga xamante ne ji am nañ ko ci kii di honorable député Woré Sarr ak également ay questions yoo xam ne am nañ ko jëm ci ganu Déclic tey zone libre ñu ngi ko jëmee tey jii ci vaccin yi xam ngeen campagne bi jëm ci vacciner askan wi ngir mën leen a aar ci Covid 19 bi tàmbale nañu ko tey jii ci mardi ji ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr di doomu Sénégal bi ñu njëkk a ñàkk ba bokk ci li ñu yëg ci noonu it am na yeneen i kilifa yoo xamante ne ji topp nañu ci ana luñ ci jublu ak nan la ñu ko doxalee ñu ànd ceeg Fatou Kiné Dem après dellu si waat ci waxtaan wi. ay laaj yu ñu lay njëkk a laaj balaa ñu lay ñàkk yëf ya door Sénégal bokk ci réew yi tàmbali ñàkk yi jëm ci mbas mi fii ci Afrique jëruñ diñ dénk wàlluk wér-gi-yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr la ñu njëkk a ñàkk mu nekk loo xamante ni dugg na ci taarixu Sénégal. dëkk yëpp dañoo dajaloo ci benn initiative bu mag tudde ko initiative COVAX ne dañuy boole suñu doole pour mën a am ci vaccin yi mën a démarrer président Macky Sall ne loolu ñun Sénégal duñu ko xaar nañu jël li ñu am pour jëndal suñu bopp vaccin pour mën a démarrer def suñu ñàkk bés bu initiative COVAX ak leneen ñëw fekk ñun ñu commencé. ñàkk bi jëm nag ci askan wi bokk na itamit ci li nga xamante ne nii dafay xeex nag variant yu yees yi ñu gis nag ci mbas mi léegi te mu doon ay xeetu variant yoo xamante ne nii sax na muy loree moo gën a gaaw. lu efficace la parce que 100% ñi ñàkku 28 jours au plus tard après la deuxième dose dañuy am anticorps yu leen di protéger ñu mun a xeex contre les formes graves. te forme grave forme sévère te forme sévère yi moom mooy rayaate 79% nag lay protéger contre les formes symptomatiques. dafay am solo tey bu fekkente ne ñun ñoo ko yàgg a défendre ñu ñëw tey bi nga xamee ne tey vaccin yi ñëw nañu ñu ñëw joxe suñu yaram ñu ñàkk ñu pour ñu xam ne ñàkk bi ñu ci wax ñun ñu koy défendre ñun ñoo koy njëkk a jël. effets secondaires yi
yi am si ñàkk mooy am si ñàkk yëpp rek en général mun nga am bopp bu métti wala nga xaw a sonn tuuti wala ñu piqué la mu métti tuuti après mu dëñ. ñetti diiwaan nag ñoo jotagul seeni dose jëm ci ñàkk bi directrice générale bu pharmacie nationale d'approvisionnement di ci indi leeral. Kolda Sédhiou ak Ziguinchor du distribution boo xam ne rek dañu koy def rek indi vaccin yi rek teg ko fa ci chambre froide dafa am ñoo xam ne ñoom lañ ko war a jébbal muy autorité officielle yi mooy gouverneur ak MCR bu ñu leen ko jébbalee itam ñu vérifier ne vaccin yi fi ñu koy dugal itam dana conserver vaccin yi dans les meilleures conditions. ci ñaari téeméeri junni dose yi Sénégal jot nag téeméer boo jël fukk ya jagleel nañu ko réewum Gambie ak Guinée-Bissau maanaam réew mu ci ne jox nañu la lu toll ci fukki junni dose. Sénégal nag jamono ji ñuy wax ak yéen ma ngay déggoo ak réewum Russie ndax la ñu bëgg itam mooy fexe ba jot ci ñàkkub russe boobu. voilà mi ngi noonu kon campagne bi tey ji la ñu ko door teg ci rek ni ko Fatou Kiné Deme waxee mooy doses yi njëkk a ñëw ñi ñu ko jagleel bokk na ci personnel de santé bi bokk na ci troisième âge ñi am juróom-benn fukket ak lu teg bokk na ci ñi nga xam ne dañuy sooxaale yenn feebar yi jar taxawu ak it ñi di takk der yi nga xam ne tout le temps ñoom dañuy fës ci xeex bi loolu kon la ñu waxagum Papis campagne bi jëm ci wàllu vaccination ak coow li ci am vaccin yeeg ni ñu koy dingatee ak kilifa yi pexe yi ñuy teg ngir bëgg nit ñi gëm crédibilité vaccin yi ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi day déparé déjà benn constat. Constat boo xamante ni dafay andi dangerosité rumeur. Rumeur nag moom mooy waxu mbedd rumeur. nga xam day boo ñëwaatee sax ci exercice su rumeur da ngay comprendre finalement ci ban njeexital la mën a am parce que mun nga déparé ci pratique exercice bi nga wax lii bouteille bi. mais ca fa mu yegg finalement. mun nga nekkaat mu ne la kër la. kees la ñuy gis wala kees. donc yooyu je crois que moom mooy une réalité que nous vivons aujourd'hui benn c'est une réalité. Deuxièmement bi dafa am benn crise de confiance benn rupture bu am confiance entre les gouvernants et les gouvernés ci boo ko xoolee ci évolution Covid bi depuis plus presque 1 an. parce que dafa am ay contradictions li nga xamante ne moo nekkoon à mon sens la seule constante en termes de référence ci wàllu dëggu taxawu. mooy la science et la médecine il y a eu c'est vrai day am très souvent des publications contradictoires mais pour améliorer wala dara mais c'est pas très méchant mais c'est la première fois dans l'histoire du monde la ñu gis docteur boo xam day wax lu bleu kee ñëw wax lu jaune kee ñëw ne ñaar yëpp bleu beeg jaune bi dara baaxu si donc loolu nag bu fekkoon ne ñi ne doon rassurer doon la faj doon la piqûre doon la jox garab doon la ñooy taxaw di warante seen biir pour ne pas dire ware saar ça veut dire tout simplement yow mii ngay patient bi dootoo amati courage boobu c'est un problème de confiance du leneen moo tax man je dis 1 moo gën 0 nag 1 moo gën 0 parce que par exemple boo jëlee schéma bi ça va être très fou boo jëlee schéma bi ci wàllu période seddaay nga nekk ci hiver nga jël xartum teg sa yaram mooy tane nga def yaramu neen quand tu fais l'image c'est exactement ça mooy amuloo dara on te propose au moins benn bribe de solution pour man l'intelligence commande que tu prennes cela nga jël ko ba pare xaar la parce que nekkoo ci dara ci ngelaw nga nekk ñu di wax yéen jàpp caa gën a yéen jàpp caa gën mi ngi noonu Adja Binta am su ma bëree wax nga téema non yow tamit ñun nee naa la ñun ni téléspectateurs yi di jàngee ci say intervention ñun tamit noonu lañ ciy jàngee parce généralement booy wax damay bëgg daal nga gën ci sori Adja Binta am na ñu jàpp ne communication bi ci waroon a am moo ci des parce que ba fi mu nekk nii xamuñu ndax ñi jotoon a corona ba wér war nañoo ñàkku ji am déet bu fekkente ne da ngaa ñàkku ji ñaata at la ñàkk bi tey ñaata weer c'est-à-dire communication bi ci waroon am nañu jàpp ne dafa des yow gis nga loolu moom mooy confiance bi mu doon wax léegi lan moo tax amul ci wàllu wi mooy ñàkk communication waxuma communiqué wuñu mais dafa doyul du début nag mars ba léegi communication bi doyul soo gisee nit ñi ba léegi approprié wuñu feebar bi duñu sol masque respecté wuñu les gestes barrières koo xamante ne du sol masque tey jii boo indee vaccin bëgg ko jox yaakaar naa ne di nga war ngaa wax ak moom ba convaincre ko pour mu mun a dem vacciner wu tey li ñu def nii baax na vaccin baax na këru docteur yi wax nañ ko parce que man këru docteur laay déglu par rapport ak pertinence su vaccin ou pas on a entendu Seydi démb mu def vidéo nee na vaccin bi baax na donc jusqu'à preuve du contraire mën nañ jàpp ne vaccin bi baax na ñu wax ne aussi vaccin du pour faj
c'est pour de la prévention. boo ko defee mën na la aar la ñu wax. mais pas à 100% peut-être am na temps boo xamante ni bu fa yeggee aussi il faut nga defaat ko comme vaccin bi nee nañu 2 doses la. boo defee tey beneen yoon di nga def mais nag lu des ci Sénégal mooy ñàkk waxtaan ak askan wi nga xamante ni seen niveau de nu ma ko waxee. de compréhension dafa xaw a dafay yéex. waxuma dafa des sax mais dafay yéex donc depuis bi ñuy wax vaccin ak tey ça fait juste 3 mois. tey ni ñu defee tey c'est une bonne stratégie comme mel noonu am na ñoo xam ne pour ñu dégg ay bongo ngay jël. mais justement da ngay dem ca daayira moo taxoon nag bi nga xamee ca des da ngay jaar ca émission xalaas donc ku nekk ni ngay déggee. moo taxoon nag ñu war a utiliser toutes les voies de communication pour mën a am benn stratégie communicationnelle bu baax. loolu mooy seen problème dañ koo tënk rek entre le président le ministre et certains acteurs de la santé. loolu doyul am na ñu jàpp ne le débat est trop scientifique. Voilà, quand le débat est trop scientifique pour un pays qui est carrément analphabète, 90% ou 75% je sais plus, mais genn wàll gi yëpp du ñu gaaw a comprendre kon ni ma koy waxee. moo taxoon ñu war a utiliser canaux yëpp pour expliquer nit ñi bu ñu tollee fii lii ngeen war a def bu ñu tollee fii lii dañu war a def bi ñuy wax waxu vaccin tey 3 mois la 3 mois yooyu yegg si na dégg nga lu nekk ci vaccin bi wane nañu lu nekk ci internet bi tiital nañu ku ne. tey koo gis danaan la carrément man du ma vacciné wu. keroog damay joxe benn anecdote rek bi ma jëlee taximan bi dañuy waxtaan ci corona bi mu ne ma man de duma mës a vacciné ma ne ko sëñ bi defe naa vaccin moo gën de mu ne ma soxna si vaccin boo xam ne bu ñu la ko defalee benn weer ngay def dee. ma ne ko ku la wax loolu ma ne ko comme gis nga entendement bi ñu am ci mbir parce qu'il n'a pas trop bien compris les enjeux du vaccin te loolu yëpp absence de communication la nañu utiliser ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi relais communautaire yi ñuy wax à la base ñu jox leen les moyens ñu liggéey parce que ban léegi nit ñi d'accord aguñu vacciné wu de te ça parce que le président c'est pas parce que le ministre joxe na le coup d'envoi on n'a pas vu le président de la République il est où sa famille ñoom ñoo war a nekk au devant de la scène pour nag may jox nit ñi vraiment dalal ndi xelu nit ñi ba ñu mën a affronter ce vaccin. Très bien Barthélémy Mbissane Ngom yow dama lay faral di gis léeg-léeg conférence de presse virtuelle yi nga xam ne waa OMS dañu koy def di gis naa nga di ko suivre vaccin bi ba ñu ko dalee wax yàgg na Sénégal doon na campagne bi donte sax lim ci am bariwul ndax 200 000 doses la su ma juumul bu ñu ñàkkee ku nekk ñaar daanaka 100 000 personnes ñooy ñàkk ko mais fii yëf yi toll réew mi ni mu ci doxalee ba ni mu amee vaccin yi ak nu ñuy def ba askan yi dem ñàkku ji gis-gis ba bi nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am damay xaw a jëlee fii Binta Diallo wax na ko sànq. xam nga dama doon waxtaan ak sama benn nijaay un inspecteur mu ne ma ñetti xeetu élèves ñoo am. koo xam ne da ngay expliquer benn yoon mu comprendre. koo xam ne di nga expliquer waat. mu doog comprendre ak koo xam ne di nga expliquer dóor mu doog a comprendre. comme Pape Samba Thiam rek moom noonu lay comprendre. ñetti xeetu élèves. te je pense que ci genre situation bu mel nii. booy communiquer da ngay tenir en compte ñetti xeet yooyu yëpp. parce que communication de crise dafa am. je pense que étape bu nekk ci crise bi dafa war a am sa forme de communication. sa stratégie de communication. c'est vrai ñu ngi communiquer mais communication bi léegi c'est quoi ñëw joxe point du jour pare nañ ca. c'est vrai il y a un travail qui se fait sur le terrain mais malgré tout nit ñi ba léegi am na ñoo xamante ni ils sont toujours dans le déni. gëmaguñu feebar bi. ñooñu nag lan nga leen di wax ak it booy wax ak ñoom kan nga ciy boole. ak it ban discours nga leen di tenir pour ñu comprendre ne feebar baa ngi fi. virus baa ngi fi ñàkk bi ñëw na moom rek la ñu amagum comme solution. donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait une stratégie clairement définie que ce soit vraiment un engagement communautaire ñi nga xamante ne ñoo nekk à la base ñu associer leen ci waxtaan bi. heureusement tey bu ñuy vacciner Binta wax na ko léegi c'est vrai le ministre de la santé a donné le ton associé nañ ci Hadj Mansour. Hadj Mansour du n'importe qui ci réew mi. Hadj Mansour pour l'exemple je pense que mën na am lu mu def si nit ñi. je pense que genre yooyu bu ñu ko defoon dès le départ associé genre nit ñooñu ci forme de communication stratégie yu ñuy kenn ku nekk fa muy déggee nga waxee mu ak foofu doon na gën a yombal askan bi konoon ñi nekk di déni bu fekkoon nekk 90% ñoo nekkoon ci déni dès le départ kon instant bi doon na fekk peut-être la cay des dootul bari je pense que foofu la ñu xaw a gripper un peu mais ba léegi comme vaccin bi ñëw na mën nañu redresser la communication histoire de faire convaincre nit ñi ñu ñëw vacciner wu d'autant plus que nee nañu yii
am na yeneen vaccin yu gën a bëri yoo xam ne lu ëpp ci askan wi ci lañ leen bëgg a ñàkk ay 6 millions et quelques su ma jumul 6 millions 798 mille doses de vaccin exactement donc xëy na balay booba danañ defaraat communication ba askan wi mën a dem ñàkku ji. 200 moom jot nañ cee may Guinée ak kii ak Gambie. maye nañ ca. waaw noonu la solidarité daa baax. waa teranga Sénégal xam nga bu ay ñàkk jugee fii Sénégal dem Guinée dañ cee war a bëgg. dem Gambie sama dëkkandoo lañu. asaka la juy génn noonu yegg si nañu ci waxtu ñu waral dalale ganu Déclic mu di honorable député Woré Sarr du ma ne mooy kan ndax ñu bëri xam nañu mooy kan mais dañuy ànd ak Cheikh Tidiane Diawo mu fàttali ñu ko le temps que ñuy dalal gan gi. Woré Sarr bokk si ñi woowe militante de la première heure ca parti démocratique sénégalais mu dooree politique ca Pikine ànd si ak ndem si yàlla Doro Ndiaye Maguette Dem ak Sophie Ndiaye Sissoko soxna si occupé fa ay poste de responsabilité ca parti bi au bas de l'échelle maanaam fa mu gën a suufee di progresser ba àgg ci ndombal tànk maire ak député. Woré Sarr fës loolu ci jigéenu parti démocratique sénégalais yi 2002 maanaam ñaari at après bi Abdoulaye Wade jëlee nguur gi la nekk maire bu Médina Gounass mu nekk fa nag ci diiru fukki at ak ñaar 2002 ba 2014 tamit mu nekk adjoint au maire bu Guédiawaye Woré Sarr tamit nekkoon fi sénatrice ca jamono ba fa Papa Diop nekkee président 2012 lu dugg assemblée nationale ba tey ji mi ngi siégé ca pencum ndaw réew ma secrétaire général adjointe chargée des femmes libérales tempérament ak franc parlem la yor nag di ko wone saa su ne ca débat yi faral di am fële ca assemblée nationale. ma wax ne peut pas voter nag laa xamul foo ko jànge ak foo ko taree sénégalais bu judd ci dëkk bi yaru ci dëkk bi màgg ci dëkk bi dem fa ñuy bindoo mu bindu fa du Karim rek de la plupart des jeunes seen carte dañ cee bind ne peut pas voter ne peut pas voter pour lan yaa koy jàngal koy voter wala ko wotewul seetaatal li ngay def nag. jaajëf Cheikh Tidiane Diawo portrait natal ak pàttali jëm ci gan gi ñuy dalal tey ji di honorable député Woré Sarr ci Déclic fekk si nañu ñu am mbégte mu yaatu dalal ko di ko sant di ko gërëm également ci ni mu ñëwee contexte bi mayewu ko jot gi mayewu ko jamono ji xat na waaye lépp da ko teg ci suuf ñëw wuy suñu ci Déclic ñu bég ci mbégte mu yaatu li tax nag wane guñ la ko ba léegi mooy daa nekk ci pompe woo ka masque woo ka tekki masque bi waaye loolu lépp ci la bokk ndax comme ni ñu koy waxee du jug ci di wanewu yoon honorable député ñoo ngi lay dalal nuyu la sant la gërëm la am mbégte bëgg a seq yow waxtaan ci Déclic. waaw gannaaw ba ma sante yàlla julli ci Mouhamed sangub sang yi may ñaanal sunu néew yi jiitu ci Covid bi yal na leen yàlla xaare àjjanay firdawsi yal nañ taseeg malaakam yërmande ñi nga xam ne dal na leen it yàlla mi yëkkati ku feebar yal na leen yàlla delloo ci seen sago ñi nga xam ne dalagu leen it yal na nettali nekk seen cër may sant yàlla nag di julli bu baax ci yonent bi gërëm nag di yeesal sama njëbbal ci nga xam ne mooy sama xorom mooy sama jimbo muy Alaaji Fàllu Mbàkke yal na yàlla koy leeram te taas mi ñaa taas àddina bi yëpp ci barkeem di feddali sama kóllëre sama diggante ak sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makaarimal Axlaa gannaaw ba ma nuyoo Sénégal nag ba mu daj ki ma tax a toog fii ki nga xam ne jëmmam laa fi tooge tax lu ma doon mooma ku ma dégg mooma ku ma xam mooma cër bu ma yor ci réew mi bañ woo ma fii gannaaw yàlla c'est son excellence maître Abdoulaye Wade maa ngi koy ñaanal 120 ans sans ordonnance di ko ñaanal wér ak wérle di ko ñaanal yal na ko yàlla musal ci cat yal na ko yàlla sàmm làqal na ko fa yàq yeggul di nuyu nag sama rak ki nga xam ne moom laa bokkal baay muy Karim Meïssa Wade ki may dundee di dundee baay muy le PDS ak Abdoulaye Wade ak Karim ndax moom laa am moonte maa ngi koy ñaanal yàlla mi ko natt ba mu nekk ci àll bi yàlla na ko yàlla nattu bañ wal cereem fii mu ñëw reere si ko yàlla mën na ko nag parce que nag yàlla du bind di effacé te yàlla amul goom face yàlla benn yoon rek lay bind kenn ku nekk fi nga war a jaar ala kulli xaalin waxtu wa jotee da nga ciy jot di leen gërëm nag yéen aussi sur le plateau parce que suñu nit ñi mënee dégg nit ñi mën ñoo apprécier wala nit ñi mën a xam ñun ñooy kan c'est grâce à vous kon maa ngi nuyu sama xarit woon mu Youssou Ndour ba mu wëree ndomb ba Ablaye Wade sama baay bi ba mu daanu laa ko bàyyi feeg wërul ndomb ba Karim gañe moom ñu ngi ci combat moom dañuy couvre-feu mais duñu signé paix kon Youssou maa ngi koy gërëm bu baax di leen gërëm yéen ñiit yéen aussi di gërëm Pape Cheikh Diallo sama doomi xol ndax danoo yàgg dañ ne tubaab bi loola booleeg Lat Joor mu ne yàgg may gërëm Pape Cheikh bu baax di gërëm buuba mi ma doon tooñ léegi di leen gërëm yéen ñi aussi di ñaan yàlla nañ fi toogaat
février 2022 ndax fi mu nekk nag ñëpp a stressé ku yendu ku yeewu yaakaar nga ne doo yendu ku tëddit yaakaar nga ne doo yeewu kon yàlla mi moom dund ak dee nag yàlla nañ ci yàlla musal ci sunu njaboot kër ak àll te teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim jubbanti njaboot gi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim te musal ñu ci Covid bii nag. jërëjëf yaa ngi koy junju sànq ci sa biir yi wax mooy ñëpp a stressé bon li leen stressé sûrement Covid bi ci la bokk bëgg nañ ci dem ak yow mais dafa am sànq lu ma gis ci internet bi gis ko ci réseaux sociaux yi boobu ba léegi gars yi ñu ngi naan man na nga ko leeral Woré Sarr déjà man tur bi sax li ma koy dégg bariwul léegi nag ñu indi ñu ci ñaari tur ñu bëggoon a xam nag lu indi ñaari tur yi ak lan moo ci am dëgg-dëgg. xam nga mag ñi. bu ñu lay déclarer en général duñ joxe sax la vraie date dañ naan atum ëgg ba wala atum ràmm ma wala atum xiif ba wala atum Covid am naa sama sët boo xam ne dama ko naan yow bébé Covid laa la tuddee donc mag ñi seen wax du leer daal mais sama tur dëgg bi nekk samay papier Woré Sarr la WORAYE mooy comme li ñu gis comme li ngeen gis waaye nag Woré lañ may wooye xam nga Woré le nom propre n'a pas de faute du def faute donc buñ nee Woré ma nangu bu tubaab yi ne Woré ma nangu donc noonu rek la demee ayca ma bàyyi la ak ñoom Papis ñoom Binta Barthélémy ci d'abord li mu junj sànq mu di Covid bi parce que bari na actu yu ci am. waaw man dama bëggoon avant Covid bi. par rapport ak ni mu présenté woo et tout ñu war si benn si statut moom en tant que député en tant que maman. dans ce Sénégal xam ni la jox maman yaay ji mère bi. nekk député. am histoire boo xamante ne tegu na fi yàggul trop parce que bu daf ñuy fàttali par exemple maire Adja Aram Diène incha allah Maimouna Kane kii ñu koy wax ci wàllu premier daanaka député bu jigéen bu jàngul nekk ci assemblée taxawal ko jëmmal ko dëggal ko ci ndimbalu Abdou Diouf Maimouna Kane également gis nañu en terme de ministre ci wàllu jigéen def ko ñu leen di wax benn affaire très souvent que député yi tàccu lañ gën a war a mën surtout jigéen ñi ànd ak li seen mentor wax wala changé ko aujourd'hui bi ñoom Adja Aram Diène dem si yàlla def li ñuy def ba dëggal ne war naa mën a jàng français ñëw toog ci assemblée loolu muy acquis li ci tegu yéen lan moo war a nekk seen rôle yéen ak statut bi ngeen am ak trajectoire bi nga am tey politiquement parlant. donc je rends grâce à Dieu parce que mën naa ni sama passage man politique fi ma jaar ci réew mi du benn président français wala benn président nit ku ñuul ku fi jaar parce que man jaar naa ci toutes les chambres institutionnelles de ce pays nekk naa maire pendant 12 ans nekk naa conseillère de la République su Mbaye Jacques Diop yal na ko yàlla xaare àjjana te yeexenu nekk naa sénatrice ci Pape Diop nekk naa aussi député à l'Assemblée nationale kaar sama gémmiñ ak sama gémmiñu moroom bokk naa union parlementaire mondiale fi nga xam ne député mondiaux yëpp fa la ñuy daje yàlla yóbbu na ma fa ma wëlbatiku nag ba ma fa jógee yàlla indi ma nag ma nekk député du Sénat député de la CEDEAO kon président Wade dafay encourager nit parce que dafay wax ne intellectuel ak politicien du benn nee na nit mën naa jàng ba yori këyitam ba yëy ay këyit nee na ku jàngul mën a def loo xam ne lii ki jàng mënu ko li ma la koy prouver rek en 2002 bi président jëlee réew mi ñu fal ma maire Médina Gounass je prends en témoin sama doom ji Mamadou Ndiaye yàlla dogal tous les autres maires se disaient intellectuels muy les 4 maires ay góor lañu ak le maire de la ville muy Bokar Sadikh Kane man képp maa ci nekkoon dans tout le département de Guédiawaye benn maire bu jigéen ci kattanu suñ borom maa fa gënoon a bëri problème ndax ndox mi am na ko doon fàttaliku léegi moom xam na ci dara inondation Médina Gounass la fekk baax ndox ak budget bu tuuti Médina Gounass gi ma dirigé la fekk baax mais yàlla dafa dogal nag ci sama expérience ma revenir seul maire de la commune d'arrondissement de Médina Gounass de 2009 à 2014 ñoom ñi ne jàng na ñoom ñëpp dañoo lajj xam nga pour am nit ñi sénégalais soxla na ko may de waaye ku ne xam nga ne li lay jariñ yaa ko toppatool sa bopp soo amee yëg am ouverture am yërmande fonk doomu aadama bañ a xeeb kenn nekk ci soxlay jaam yi yàlla day nekk ci say soxla ba jaam yi nekk ci say soxla donc yaakaar naa ne assemblée nationale ñi jàngul ña nga fay def ay intervention yu pertinentes yoo xam ne ñi jàng sax xamuñu ko
parce que nag njàng du wees. Abdoulaye Wade nee na njàng du wees nag. mais souvent dagg santé bi ci assemblée bi moo may jaaxal. pour dafa mel ni yéen règlement de compte la. waaw xam nga nag politique réew day am opposition réew mu amul opposition Moustapha Niasse sama président na koy faral di wax nee na une assemblée qui n'a pas d'opposition est une assemblée nulle. parce que buur nopp garmi la yor ñi ko jege seen intérêt nekk ci duñ ko wax dëgg donc ñun ñii opposé ñun ñooy ay mbokkam opposé nag wax ma rek opposé rek pour opposé nag da ngay opposé seet li nga xam ne moom la réew miy dund nga wax ko te yàlla tax kenn du la jéppi loolu tax man kenn du ma jéppi. mais député yu bëri dañuy dem assemblée fàttali askan wi di dund. waaw xam nga bañ nañ ko ba majorité absolue la ñuy wax. plus souvent ay question politique la moo leen fay taxatu. waaw li ma la wax rek xam nga boo gisee Macky fexe ba am majorité pour lépp loi bu mu indi rek mu jàll. parce que bu doon dépendre ci opposition bi am na loi yoo xam ne du jàll de am na nag ñun yu ñuy wote bi ñu waxee ne dañuy wàññi luyaas ñu xam ne ça intéresse tous les Sénégalais qui n'ont pas de domicile. dañ ko wote. ministre des forces armées bu ñëwee dañ koy wote ñoom ñooy gérer la sécurité du pays mais am na yoo xam ne ay caaxaanari dañ yomboor li Senghor daan wax Abdoulaye Wade su dikkee ñu duñ ko wote. mais yéen amoon ngeen seen majorité ba ngeen tollee aussi jaarale ngeen fa ay loi impopulaires yoo xamante ni kenn soxlawu ko woon. luñ fi mas a wote rek tegu na ci yoon réew mi teg nañ ci seen bët luñ fi mat a wote Sénégal nee nañ ci tegg seen bët moo tax ñëpp naan bu nu yëgoon. ay bu ñu yëgoon dañ koy wax ci kii. projet voté te yëngal réew mi may 23 juin. bu 23 juin boobu nit du ñàkk juum du ñàkk. yii boobu moom weex na leen xat. waaw mais beneen kii itam bi mu yendoo barki dem weex na ko xaat. moo ciy ban. barki dem boo njaay Sonko waa këram nii. comme dugg na ca. ñu waxtaanee ko waaye yeggale. waaw. Abdoulaye Wade xoolal xam nga dañ ne woon Lamine Gueye ku baax mu ne ki dikkagul. ban président moo baax mu leen président bi dikkagul réew mi da xam nañ ne nag Ablaye Wade moom réccu naa ji moom ak ku baax da nga koy way cey bu amoon tey 68 ans ndeysaan du campagne dañ koy fekk fa mu nekk jëli ko ne ko président réew maa ngi ku ne xam na ne Ablaye Wade lu mas a wate erreur nag du ñàkk ku dul yàlla rek a dul juum waaye lépp lu mas a tëral ci réew mi nit ñi teg nañ seen bët. mais ki fi nekk ci ay tànkam la màggee. jur doom nag taxul mu yor sa jukko buy dana juri dik am na fu ñu de waaye am na fu ñu wute nag. mais defar na ay infrastructure quand même te infrastructure moom mooy les bases day yeggale Abdoulaye Wade li mu tabax wacc fi li mu móol teg fi waaye président mënu ko yeggale ba di ko peinture. lii lépp ay procès PDS la. ak Karim Meïssa Wade. infrastructure bu ñu fi taxabat rek. monsieur Sarr Fari Diop ne ca Qatar la nag. mais honorable ak expérience te yaru. honorable ci sa ak a xam fi muy teg tànkam. ci sa expérience. ak a man li mu man te boolewul dara ak wax. honorable ci sa expérience. est-ce que mën nañ am yaakaar ñun Sénégal que député dinañ dem ba benn moment surtout nag député bu jigéen bokk ci benn parti am proposé dara mu ne lii baaxul ci askan bi loolu est-ce que Sénégalais mën nañ toog di ko gént. xam nga li ma la koy dëggale mooy su fekkoon dañoo toog tey ci assemblée nationale ne xale yu góor yëpp dañ leen di rendi ñun jigéen ñi jur góor ñi quel que soit parti boo ne doo ko nangu pourquoi ne pas dire non nit am na sañ-sañu ne non. su amee droit ni oui am na loi yoo xam ne bu ñu ko indi woon ñoom ñoo koy njëkk a bañ criminalisation du viol ñun ñoo ko proposé ndax ñoo jur ñiy violé ñoo jur violeurs yi te nun danoo sonn bàyyi jël doom mag jël rak. mais loolu c'est la femme qui a voté c'est pas le député hein. c'est le député wala les deux à la fois. la femme et la députée soo nekkul député doo dem assemblée nationale. ña ca marché bay jaay wote wuñu ña ca teen bay root wote wuñu ña nekk ca seen kër tëdd wote wuñu femme bi ñu élire député moo wote assemblée nationale. li tax ñu wax loolu mooy fenn la ñu xamante ni universellement toutes les femmes sont ensemble mooy l'histoire de la femme. même la parité c'est pas seulement ça la parité. boobu moom wóor na ma moom. parité moom c'est relatif parité moom c'est discutable. sauf que la parité est un échec teg defu leen ci xeex bu métti taxawal ngeen ko politiser ko ci temps Abdoulaye Wade ba am ko mais bu ñu xoolee. ci fee yi xam nga boo gisee bureau assemblée nationale nekk paritaire. parce que ñun la. xam nga ñun xam nañ ni duñ ci bokk parce que nous sommes en minorité. mais assemblée rek doyul. waaw. assemblée yeneen poste mais les lois se votent à l'assemblée nationale non. oui
mandat électif rek lañ am droit ci parité. waaw xam na pour autre chose ça ne nous boo concerne demee pas. tey jii fu mel ni Touba boo demee xoolal. amul bu ma dugal nag man taalibe Sëñ Fallu laa. léegi très bien léegi. man taalibe Sëñ Fallu laa. ñi ngi woon assemblée danañ fa ñëwaat tuuti parce que fan yi yëpp lépp ci actualité bi fa la xewe mais dama bëgg ñu wax ci mbiru coronavirus bi. honorable gis nga door nañu campagne bi jëm ci vacciner nit ñi tey ci mardi bi am ay kilifa yu ñu ci gis ñu wane seen bopp gis nañ ci ministre de la santé mi ngi nii ñuy seen gis nañu ci El Hadji Mansour Mbaye président communicateur traditionnel moom it wane yoon wi ak ñeneen déjà régime Macky Sall ni ñu gérer Covid bi déggaguma la ci boobu ba léegi ba ni yëf yi yegsee fii ak ni ñu ñaaxee nit ñi pour ñu ñàkku ji loo ñu ciy wax. donc wax nga ma loo xam ne question d'actualité la ndax corona moom. wax naa ko léegi kuy xëy yow yaakaar nga ne doo yenn kuy tëdd yaakaar nga ne doo fanaan boo xalaatul sa bopp nga xalaat sa njaboot ñi nga nekkal ak ñi nekkul ci réew mi donc wax nga ma question bu am solo dañ ne dama ne man d'après mon entendement sama vision personnelle ils ont attaché la charrue avant les bœufs dañoo waroon lii Mansour Mbaye def tey nit ñi di ko apprécier il fallait le faire avant. En tant que communicateur traditionnel bu ñëpp xam su paree Farba Ngom le griot du président il fait la même chose su paree Ablaye Mbaye Peex moom mu nga xam ne Wade la woon tey mu marron il fait la même chose su paree on va voir les chefs religieux parce que fii ku fi bëgg a falu ci chef religieux ngay dem ku fi bëgg dara mbaa boo jaaxlee ci ñoom ngay fëgg ñu waxtaan ak ñoom ñu def sensibilisation ñu dem ci femmes yi parce que ñun ñoo jur doom yi muy góor muy jigéen ñun ñoo leen jur donc ñu dem waxtaan ak femmes yi bu ñu sensibiliser nit ñi xañ na tey lii ñu def kon dana gën a am punch. kon ca départ ba daal la ñu defee foofu la fossé xam nga sama waa ji Wade kenn du moom depuis février 2020. ok dogguma la sa waa ji Wade moom troisième âge loolu moom werante ne wuñ ko. waaw dina ñàkk. loolu nag da nga koy laaj. waaye déedéet parce que moom dafa confiné wu nag. waaye moom nag dafa confiné moom yàlla musal na ko ci ndax dafa confiné wu. yàlla na ko yàlla gën a musal sax. amiin day mucc sax yàlla xol lay fay yàlla xol lay fay may ko wér. amiin mais war nga ñox ndax dina ñàkk jéem waaw xam nga comme que man duma Ablaye Wade aussi. xam nga duma Ablaye Wade. waaw soo ma laajee man sama personne sama en personne. waaw am naa réponse personnelle bu ma la mën a wax. muy waaw non dama lay ñaan nag dañ la ko yóbbante boo ko gisee nga waxal ñu ko. dana ko dégg ndax lépp lay gis. waaw kay moom yow di nga ñàkku. waa réew mi dañ ko naw. nee na ñu laaj ko kay ma koy laaj. ndax dama bëgg ma ko bëgg a yóbbante ci Ablaye Wade. inshallah waa réew mi dañ ko naw mu def fi lu nekk ci bépp fànn nag. personne troisième âge la ñu gis ko mu ñàkk ju ñu wane ko ci télé bi day baax. loolu bu ko defee Macky moom dañ recommandé ji téeméeri junni ñàkk. nee ko nag soxla nañu nii ñu wane ci télé bi ay kilifa ñàkku. kenn gënu ko doon ci kilifa gi na wane yoon wi nag loolu moom ñoo la ko ñaan. léegi ñu yeggale. dana ko dégg. ay sib ndax leer na ma ne dina ko gis. kon baax na. donc am na lu mu laaj ndax di nga ñàkku ji. waaw xam nga lu ma jaaxal ci ñàkk yi. parce que ne dañ ne les personnes ciblées. mooy ñi yor diabète. mooy ñi yor cancer. mooy et cetera et cetera et cetera. waaw léegi ñoom nan la ñuy xamee ñooñu ñu ko am ak ñu ko xamul amul. parce que da nga gis nit léegi mu am yaram tubaar fakal la xëy benn bis jeex nga ne ko lan la mu ne ndekete man damaa diabète. waa ki xamul ne daa diabète amul benn signe bu wane ne daa diabète boo koy ñàkk ne dafa diabète ci yan condition lañ koy xamee. ba pare li ma gën a jaaxal te tëj sama bopp mooy boo pikiroo 28 jours délai boobu nag wax dëgg yàlla lënd ma sama bopp ndax ñun ba nuy ñàkku di ay xale ak sunuy sët ba fii nu toll bu ñu leen ñàkkee rek dañuy dem bu sa yaram tàngee nga jox ko aspirine mu naan. mais pourquoi ce délai de 28 jours. 28 jours lu ci xew luñ ci wax. non 28 jours bi. xam nga ñaari dose la da ngay compléter sa deuxième dose bi. pour vaccin bi am efficacité. parce que scientifique yi génnee vaccin bi loolu la ñu obligé. maanaam pour mu comprendre rek naan ko mooy deuxième mandat bi bokk. 28 jours mooy deuxième mandat bi. maanaam la leen faloon falaat leen. 28 jours bi mooy deuxième mandat. foofu mu dolliwaat. yéen falu leen. waaw faluwaat gi mooy deuxième mandat bi maanaam da ngay dem dolliwaat. pour mën a yeggale sa aaru. loolu moo ma jaaxal. loolu la nag loolu beneen bi. man j'aurais souhaité que le président Macky Sall en personne. devait être le premier à être vacciné xam nga lu tax. Macky de moo nu jàng raxasu saabu loxoom yooyu. Macky de moo nu jàngal masque bi ñi ngeen di def. Macky de première carte d'identité Sénégal moo ko njëkk a moom. Macky de mooy président de la République. waaw pourquoi Macky njëkku la ñàkku. Macky bu ñàkku woon sax dina am tuuti influence waaye dinaa ñàkku. am naa gànnaar am naa gileem ma nga gànnaar. waaw mais ministre am ñàkku na. ma ne mooy ki mu dénk sànq ministre am ak bakkanam. Macky ak bakkanam ministre ak yaramam
Macky ak yaramam. est-ce que man de bu ñuy ñàkk. loolu warul tax Macky day ñëpp doog dem vacciné wu piqûre bi ñu bëgg a nekk sa bakkan ngay protégé. non mais honorable kay loolu du dara ñàkk la rek que ce soit Macky Sall ou Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr c'est le ministre de la santé. Diouf Sarr quoi est que l'on nommé puisse dire. par décret présidentiel par le président Macky Sall. Oui, mais c'est lui. Donc c'est Macky qui doit se faire vacciner le premier. Parce qu'il est le premier des Sénégalais. waa déet mais chaque jour Macky Sall le président génn costume te taxul ñëpp di costume. déet loolu moom. gars yi bëgg laa xotti ginnaaw kaay du benn nag yaa ngi mel ne ku naan yàlla ak yàlli. costume ba bu rafetee. ku mu neex nga ñaw bu rafet. waaw waaye loo xam ne bu la laalee nga wujji sa borom moom mu fexe ba andil nu ko wax dëgg yàlla nag moo war a toog nag. mais moom nee na dana ñàkku dafa waroon a njëkk a ñàkku. léegi xëy na dafa jàppoon rek defoon réaction yi ba pare. léegi Adja Binta damaa bëgg ñu taxaw tuuti ci conséquences yi nga xam ne Covid bi jur na ko. surtout ci plan wàllu économie wàllu koom-koom. bari na tey ay liggéeykat yoo xam ne seen liggéey doxee na fa daanu ñu yaakaar état bi dimbale leen ba léegi ndimbal la des na xamuñu fan lañu jëm. yow nga di député ni ko Papis waxee sànq di teewal askan wi ci pénc mi déjà loolu yéen nu ngeen ko dundee. ba pare ñu def couvre-feu fondé ñu doon jaay fondé gunaas xam naa ne am nañu ay problème. wax naa ko ministre du commerce di. ak cere jeeg yooyu. cere jeeg meew mi ñëpp dee nañ. xam nga bu njëkk da nga daan togg añ sunu jamono ñun. da ngay togg sa ceebu jëlu coof bu dijji. waaw dóor ci ba gàtt. bu yegg nga ne ko bisimilah. bu desee nga yóbbul ñamu mbaam. moom mu yegg si ñuy def gobar jaasi togg añ tibb ca reer léegi nag loolu jeex na ku ne siiw tàngal biir bi mbaxal mi amoo loo reere bu guddee yaa ngi ku bëgg a jënd jaaykatu cere yi dañuy teelalal léegi de. non ne xam nga ni kañ sa maas gi ñi nga xam ne dëkkuñu fenn ña nga jóge ci àll ba dikk fi. déet man kat dëkk naa fenn nag. maanaam c'est-à-dire dama la wax ne sa morom yi. ñi nga xam ne amuñu fi benn parent. dañoo def groupe luye benn néeg nekk ci. xam nga ban heure la ñuy reer. suñu liggéey ba wàcc la ñuy dem ndeysaan jënd cere coyam lekk. léegi heure bi ñu waree jënd cere heure boobu la borom cere ji lalli gisoo leen ñoom ñëpp seen biir dafa nekk 14 ku lekkul sa biir day wow xam nga lii dëgg li nga wax ci économie bi moom foo ko takk weesu na ko barke Sëriñ Fallu ku ma xam-xam ne man ma wax caaxaan ci Sëriñ Fallu moo ma gënal ku yàlla bind réew mi dañoo sonn de réew mi du banlieue rek du Dakar képp Sénégal gépp a fatigué monde bi sax fatigué waaye ñun suñu bos lañ yëg xale yi bu ñu wàccee dañuy wit yi daw kenn jaayatul lu jar dégg naa démb seet naa ci internet bi benn xale bu góor bu yor seeni tooli salade naan mënatuñu roose ndax pétrole bi ñuy bañ ko jaay essence bi en même temps nit ñi ñu bëri tàkkusaan la ñuy jënd salade jëm 8 heures salade saa nga tege ndax kenn jënd ko boo bëggee dégg dëgg koy bi moom nërmeel na réew mi. waaw mais loolu tamit doy na waar bu ñu ne bu ñu jaay gasoil ci ay butéel. dama leen ñoo xamante ne ji la ñuy doyee gasoil ma nga ca kër dama leen a waxoon ne leen sa groupe électrogène dem ci station ba. xam nga loolu it c'est une décision boo xam ne. Mamadou ragal rek waaye billaahi yàlla ku xam ay mbiram xam ne yàlla du bind di effacé kenn ku nekk ak sa jour ak sa waxtu ki ko war a remplacer. ñun ñoo jaaxle waaye yàlla noppi na Karim yegg si na kenn mënu ci tus. Karim may saak ndeene yooyu tamit nag waajaa ngi mon tey honorable bul yàq waxtaan wi nag waajaa ngi nag kii ku muy remplacer Karim kenn xamul fu mu nekk jéemul ñëw jéemul wax lan moo bees ci situation bi ba ñu war a mën a jàppale xëy na Karim moom mooy ni nga ko waxee lan moo bees ci jamono yéen damaa ragal ne ay marron beige ngeen dañuy marron beige yow kat yaa fi wax loo xam ne daf ñoo bett damaa xam ne Karim mii waaw Karim may sa mii leen de laa lay waatal barke mi ngi nii nga janoon kay dama ne barke Serigne Fallou borom bopp bii doomu Ablaye Wade ji nga xam ne def na lu ne ci réew mi gis nga bu ne cëpp aéroport Dakar kañ la fa naan cëpp nag yaay yàlla damay laaj mais na tontu Papis lan moo ci bees ba tax lan moo fi bees lu fi beesul ba tax nga xaati goñ ci ne mooy wutu Macky Sall kaay ma wax la leen PDS xaalu ndeef la de gëm ne te wowul de am na loo xam ne du ba ko wax fii kon dëkk bi tas nan bàyyi rek laisse mouton pisser tabaski viendra mais est-ce que day jaay muus rek ñun ñoo ko jàngal. est-ce que Karim tasul PDS. ay yow bu ne gii tas man xanaa kon ma tas man damay. mais pratiquement ñëpp dem nañu PDS. léegi ñii ñu nga ca Macky Sall ña ca des. ñëpp dem nañu di dem nañu. parce que bu ñuy toog di xaar koo xam ne du ñëw. xam nga gënoon na fee metti te ñu toog xaar ko ku xam si kas Karim tey jii bàyyam perte pouvoir la ku xam mbonu Karim tey jii bàyyam amatul décret la ku xam mbonu Karim tey jii bàyyam yorul milliards yu mu la jox wala millions yu mu la jox. mais honorable bu ñu xamee Karim baal ma may yeggale bu ñu xamee Karim aussi c'est parce que papam yor na décret après. baal ma yeggale parce que avant que Ablaye Wade di nekk président. donc c'est important ñu kii ko parce que après dinaa la tontu bul yàkkamti maa ngi fi 10 heures de temps. je ne suis pas pressé. dama ne. bismillah. xam nga la seule faute de Karim
c'est être le fils du président Abdoulaye Wade waaye akanu koo naw nit ñi li ñuy mën a wër yépp kenn gisagul Karim Wade ak gel mu ngi ak baayam nit ñi li ñuy mën a taxawaalu yépp kenn gisagul Karim Wade ci boîte de nuit pourtant war na koo mën nag ku juddoo Sénégal yaroo France jànge fa wax dëgg yàlla nag war ngaa am ay cakam-cakam yu sew sewaan kenn amul ci moom looy wax ci moom man de ñoom la ñu gis ba dem ñoom la engagé man mi dem Saara Mbaye à vie. mais est-ce lu tax nga tàmbalee lan moo tax nga tàmbalee jikko Karim di ko présenter comme ça. ah mais Karim c'est lié en contexte dafa am koo koy comparé. parce que boo nee du demul ci boîte. demul ci dafa mel ni. loolu c'est ma parole de tous les jours. man kay mënoon nga demul salon de massage rek mu gën a leer. waaw d'accord sama intervention toujours mooy Karim moom. waaw baayam yar na ko. ni mu yare boppam d'accord léegi est-ce que Karim mi ngi lay woo yow. waaye bu leen ko dagg bàyyi leen ko mu ci laa wax. dëkk. bàyyi leen ko Karim mu mën naa wax nekk magam. honorable di bàyyi faalu baayam du wax ak man. daf may woo di wax ak man may wax ak moom. kañ la gëj a woo. Karim waaw wóor na yàlla wóorante bi ça ne doit pas faire une loolu secret mag ak rakk la. déedéet moom lu mu la wax déedéet ñibbi si kañ. di wax ak ñoom Barthélémy bu loolu ngeen gis ko. en tout cas xaw ma Farba Senghor la xaw ma nee na nit mënul. kenn xoolal du diriger parti ak ma ne bu tax ma coupé émission bi am na ñoo xam ne li leen Ablaye Wade defal. li leen baayu Karim defal seen baay defalu ko Karim. Gorée dee fi na nag. am na ñoo xam ne fii li leen baayu Karim Meïssa Wade defal ñoom seen baay defaluñ ko Karim Wade nit day gore nit bu ci ngor jógee dara desatu ci. alors honorable foofu laay bul tax ma coupé émission bi am na ñoo xam ne bu ngeen leen di tudd damay jóg dem non. d'accord kenn du ma leen tuddal. kon boog nañ toog waaw nañ toog. am na ñoo xam ne ils ne sont pas toudables chez moi. waaw lu tax man pire ils ne sont pas toudables. une trahison une haute trahison. ku ko def lu ñu lay doyee. mais yàgg nañ leen a ñaqal de. ñaq Ablaye Wade ku ko lebal kër mu fay la guddi ku fi fanaan ci étage Ablaye Wade la ku fi gaare ñaari oto Ablaye Wade la ku fi sol veste bu rafet Ablaye Wade la kuñ fi daan tudd Ablaye Wade la ku ko ba mu rocc siiru ba nga dem ngay këndëng-këndëngi rek doo dem doo dee doo di këndëng-këndëngi te kenn du la teg waaw mais ànd nañu ak Ablaye Wade ba Ablaye Wade jóge ci pouvoir bi du ñu dem nag seeti feneen. xanaa kon man mii ma dem seen expertise li ma représenté ci réew mi représenté wuñ ko li ma doon ci réew mi doonuñu ko kenn ci ñoom aussi doon conseil municipal man damaa doon maire pendant 12 ans te sama propre parti moo ma combattre ndax aw ma droit am 3e mandat dem ab récépissé Aminata Lo Dieng mii présenter une liste parallèle à la mienne li ma doon ci réew mi doonuñu ko te leer na ma ne bu ñuy jar million mën naa jar téeméeri million man mais sama ngor duma ko jaay j'ai mes enfants j'ai mes petits enfants dafa junj loo xam ne baal ma dafa junj loo xam ne xam naa ne bu ñu ko bàyyee mu jàll nit ñi duñu ko baal Aminata Lo Dieng fan yi amoon na fi problème ak yoon am ñu ne ancien ministre de la république waruñu koo defee noonu am ñu ne li mu wax waru ko wax ci ancien ministre de la république te yow dégguñu la ci te sànq yaa tudd turam. xam nga man duma wax waxu jàmm. Aminata Lo Dieng sama nawle la sama doom la li mu jot ak fi mu jaar ça n'engage que sa propre responsabilité ça n'engage pas. très bien. alors si siège bi nga nekkoon dama bëggoon tey est-ce que mën nga wax sénégalais yi parce que macha allah Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu ni mu xarañee ak et tout. alors sous son magistère il y a eu certainement ay yoo xamante ne xëy na xel warul xalaat mu amaat tey boo def mea culpa si régime mu Abdoulaye Wade. lan ngay wax ne lii def lañ ko mais ñu ngi siy jégalu waruñu ko woon def est-ce que am na. xam nga seen magistère. xam nga président Wade macha allah c'est un homme très intelligent ku am xel la macha allah ku yàlla baaxee ci xam-xam la waaye xam nga li ko dal jukkoy waalo moo ko jàpp moom du wax lu mu gëmul. nga yaakaar ne bawol la. Abdoulaye Wade. wala jàmbur nga dëkk Gànjool. nga dëkk jokkul ma Ngànji Wade la dëkk. fu mu nekk foofu. man. jokkul ma Ngànji Wade jokkul ma Ngànji Wade maama ma waree caareen saar wàcc jokkul ma Ngànji Wade jur màgget mu jur Maysa mu jur Maysa mu jur Mortala mu jur Ablaye Wade waalo pire. Wade waalo. du dëxëñ du wax lu mu gëmul yoonam nekkul ci ba tax na lu ko nit wax rek day jàpp ne ndeysaan li nekk ci moom moo nekk ci yow. xam naa du regretté nag ndax moom nit ku baax la. parce que moom lu mu won gannaaw rek fàtte na ko. te nag sax la defar ay nit. ba ñu defaru bay defare nga fekke lépp yàlla na dund 120 ans sans ordonnance. ba tey tontoo laaju Papis mooy tey li ngeen fi def tey est-ce que am na loo xam ne da nga ne bu démb doon tey maanaam yoo xam ne def ngeen ko te bu démb doon tey du ngeen ko defaat. en tout cas xam naa man ci sama xalaatu bopp xaw ma moom de. bu démb doon tey duñ ko defaat. ma ne ku ne am nga sa passé
Abdou Diouf bi ñu koy sànni fi ay xeer. laa ilaaha illallaah le mère 28 ñun tudd ñu fi Abdou Diouf ca honorable Thiès mu naan la jeunesse ñun ñi ngi malsaine ci Ablaye Wade fi la nu fekk. waaw ñun ñi ngi ci dama lay wan ne rek ku ne am nga sa passé. waaw ay ca ñun kay ñi ngi seen passé yéen waaw yéen libéraux yi ay ca di ko nangul actuel président bi. kan nee nga ku nekk am na passé. di nga nangul loolu actuel président moom am na passeem di. déet passeegul sax ndax jeexalagul waaye bu jeexalee 2024. moom ñu limal ko ay passeem rek. waaw léegi ñu ñëw ci yi nga xam ne def ngeen ko te tey bu démb doon tey li ma du ngeen ko jàpp def. daal man waxuma ne moom de. ndax moom xolam kenn du moom. waaye man jàpp naa ne bu delluwaatul ba téye réew mi transhumance moom dina ko baax ndax lu nu dal ñooñu ko teg. nee ni yunn sunu legat lekk li nu yor dem fee di nu sosal yor ju koy gilleem di naan ci teen bi te naan yàlla na sakk transhumance moom sama xalaatu bopp laa wax de ragal naa ne bu ca delluwaatul transhumance moom sama wet bu rëy honorable laa yor. transhumance chaque année ñu koy wax te régime bu ñëw ak ay transhumance bii la gën a garaawee sax. xam nga régime bu nekk ak ay transhumance am na ñoo xam ne ba bañ ñu dee duñ transhumé man mii de Massar ak Mbaye ba may dee ma transhumé maa ngi Abdoulaye Wade mbagg ak mbagg rek fu mu ko teg ma teg ko ci wet gi ba lu yàlla def ñu gis. waaw waalo nga te waalo bokk nañ ci xeet yi gën a gore ci réew mi. waaw xeet yëpp a gore mais ñoom moom dañ ci wane seen bopp. d'accord naa ci loolu. waaye ngor moom nit melul ni mu wax ni melul ni mu waxee ni mu jëfee la mel. mais honorable yaa ngi wax Karim di ko tagg. di waat yëpp mooy remplacer Macky Sall ak mais seetlu gi mooy. PDS nag yow tamit honorable mi ngi wax qualité yu mu xam ci Karim nga ne da koy tagg. ay qualité am la wax. tagg ko waaw mais tagg la rek ba tey. tagg la de waaye. waaw neelu ma mais li ma ko. jaaxal li ma bëggoon xam mooy su ma nee autoroute à péage doo ko weddi su ma nee grand théâtre doo ko weddi. waaw su ma nee case des tout petits doo ko weddi. mais plan su ma nee monument de la nag maire plan tàkkal bi nag Karim ko la jëloon moom. Karim ma cee yegg waaw moo ko fi la jëloon moo ko taal moo ko fay yeggaleel Barthélémy moo ko taal moo ko fay waaw pourtant moom de plan tàkkal bu bonee ci la gars yi sukkandiku ba léegi. yéen a ngi am espoir kon léegi kon ñoom topp yéen a nañu ngi ko am espoir ci moom jaaree ci PDS bien sûr mais seetlu gi mooy at yi weesu yëpp PDS dafa mel ni lu gëmm. waaw dama ne Barthélémy sama doom kuy bëree ji Ndar dem ba Tëngéej nga gembuy bàkku bala ngaa yegg Thiès doo sonn. kon da ngeen teel a def c'est pas une course de vitesse c'est une course de fond. kon yéen da ngeen teel a départ xam nga am na loo xam ne du ma ko wax fii mu ngi suñ kanam ñun ay mag lañu mu ngi suñ kanam bu dee dina leer. baax na xoolal nan ñaan rek mu ne cëpp ci réew mi. 2024 kuy seen candidat. ku ma sa doon sunu candidat ku la Karim Wade yow itam Barthélémy. waaw looloo ma jaaxal. non il n'a pas perdu ses droits civiques. non perdre déedéet. il n'a pas waaw léegi kon la waaw léegi bu perdre ay droits civiques am. pourquoi mu def parrainage. bu ku perdre say droits civiques nga xam. non perdre ay droits civiques am non bu ko perdre doon du yor doomam. du yor boppam déedéet da ngay laaj ku la ko wax moo la ko wax. dafa soxla amnistie yaa dégg Karim wax ko. mais moom amnistie moo mën a tax mu ma ne dañ ko condamné diggante xàcc à partir de 5 ans diggante xàcc ak dóor. à partir de 5 ans yàlla xaj na droits civiques waaw mais Karim de buñ ko amnistié wul du doon candidat. waaye yéen nag yow yaay rakk yàlla xanaa. du ma rakk yàlla kay. wala yaay jarbaatu yoon. alors daf may inspiré question sànq yaa ngi laal di wax ne bu ñu waxee dëkk bi tàkk et tout si diggante Ablaye Wade ak président Macky Sall am na ñuy wax ne ba léegi ñu ngi gisee yow nga nekk dans le secret des dieux aujourd'hui est-ce que théâtralisation moo bari mais ci suuf am na lu ngeen gëm téye ko seen loxo ba tax nga gëm ne yow Karim Wade moom mooy wutu président Macky Sall. waaw dama ne je ne peux pas être dans le secret des dieux li xew diggante Macky Sall ak baayam bii nga xam ne moo ko jàngal ministre de l'intérieur ministre des collectivités locales ministre de l'hydraulique premier ministre président assemblée nationale. kooku directeur de campagne. directeur de campagne 2027. xam nga. yaa gis ñoom ñaar ñu ëngam loo nii. man je suis dans le secret des dieux pour xam li ñuy wax loolu mënuma ci tontu ndax xaw ma ci dara xam nga nit moom day wax li mu xam. xaw ma ci dara en tout cas li ma xam daal te xam ko mooy Macky Sall bu ko leeroon ne Abdoulaye Wade sax laa njëkkee bàyyam su ko leeroon ne 2000 lay jël réew mi dañuy xaar ba 2018 ñu créé PDS xeex 2019 2020 ñu dugg au pouvoir. yéen kat la ngeen meree Macky Sall xam nañ ko ba mu wóoloo Karim ci assemblée nationale ca ngeen ko fexeel. ci lañ ko fexeel. waaw ca la génn PDS ca la génn assemblée. Abdoulaye Wade daa uuteeg Macky Sall ne Macky Sall woo nañ rakkam. te li taxoon ñu mere ko mooy li mu wóolu Karim 600 milliards yi mu lekk ci pétrole bi te nangu te setal nañ ko ba mu set wecc fii ku ñu fi laal sa doom nga yëngu ku ñu fi laal sa rakk nga yëngu toj tey yaa ngi ci réew mi bu président moo ne am na dossier yoo xam ne nii laa ci def sama mag moo ko wax de. yaa wax ko moo ko wax su njëli ci la bokk na sama ëpp yaa
yow daal bu signé bàyyi leen affaire fausse nouvelle yi ñuy wax Macky Sall bu ci signé ndegam Karim magam la suturaalu asaka rakam bàyyi leen li ngeen di léegi wax. Papis laajam bi li ko indi bokk na ci Idrissa Seck mi jékki-jékki am taxawaay boo xam ne daanaka ñëpp la bett. moo tax mu ne ndax li xew foofu tey mënuñoo xëy rek gis mu xew ci diggante Wade ak Macky Sall. xam nga nag diggante mburoog soow moom du ma ca doon suukar du ma ca doon lem du ma ca doon kook. maanaam nag cee maanu. waaw kañ diggante mburoog soow. bali Idrissa Seck dem ci Macky Sall amul dara loo ci wax. man. idée wax fii am na audio bu ma gis ne vraiment Macky Sall lim ma Ablaye Wade def ko Macky Sall. Macky Sall moo doonoon comploteur. Karim deful dara nañ ko ba mu ñëw nañ def nii nañ def naa. gannaaw gi mburoog soow dikk waaw lu ci yoonu man du ma suukar du ma ko. non nee na situation réew mi crise bi dafa dem pour jàpp ci xeex bi rek Covid bee ko waral. moo tax loolu la wax nee na daa dem pour Covid bi arrière na léegi wàññiku na. ñi mu dal léegi kay wàññeegul daa gën a yokk. yow déggoo wala xanaa yow itam xaayaan ku dégg séeréer. man séeréer la moo tax. alors bu dee dafa ñëw pour dimbali moo tax tubaab dafa daa yekku joote ji positif bi wàññiku na contact bi wàññiku na communautaire bi wàññiku na. benn question par rapport ak après Binta ñu dem ci assemblée la fa xew jamono ji ci réew mi. une dernière question sur Karim. nee nga moom mooy ñëw. yow nag Karim saf na la yow. yow bu ñëwee dinaa la def directeur de cabinet. waaw d'accord Karim est-ce que dina ñëw. waaw d'accord léegi mooy léegi yaay yàlla. léegi. waaw attends may ma tuuti. xanaa dama ne Ablaye Wade bu ko leeroon ne 2000 lay jël réew mi noonu du ñu tëdd kaso moom du tëdd kaso. yàlla mooy joxe heure ak waxtu. jël ci nguuram taf ci Barthélemy kenn mënu ci tous. Macky bu ko leeroon ni day doon président kon du toog ànd ak Ablaye Wade 87. Macky est pièce comptable de tout ce qui s'est passé dans ce pays de 87 à 2008. Pièce comptable de tout ce qui est dans le pays dans ce pays du compte du gouvernement de Ablaye Wade. mais Sénégalais ñoo ko voté laat. ñoo ko expliqué. il est comptable de tout ça mais. à partir de 2012 il est beaucoup plus comptable. Sénégalais ñoom ñoo gën a xam nga ndeysaan sans baay bi ndeysaan dafa mën a couleur nit. ba jox ko ndeysaan yeggale ko foo xam ne yegg xam nga Ablaye Wade moo wax ne premier ministre boo mas a am ci àddina Macky Sall ma ci gënal. waaw moom fàttaliku ngeen loolu. waaw mu ne ndax Macky Sall su ma xoolee rek mu comprendre. benn ñaar mu xamal leen ni Macky danoo déggoo te Ablaye Wade ku déggoo moom gars yi dañ naan danoo déggoo ak yow bi yàlla indee seytaani nag ndax yàlla moo koy def parce que ñii ñaar yàgg nañu nag de. ñii bii toogaay naa Wade ku ko bëgg la bu coow li jeexee. ma ne ñii ñaar yàgg nañu bi yàlla defee incident bi am ba Macky Sall génn booba tudd na ci jëm na day doon président de la République. kenn mënu koo dindi. damay faral di wax Macky ne bu dee 150 députés ca assemblée nationale lañ la xañ yàlla jox la 15 millions d'habitants. li Alaaji Abdoul Aziz di wax da baax Malick il faut savoir pardonner. waaw laaj bi ma yeggali ko c'est important. balaa ñuy dem dama ci bëgg assemblée nationale am na question yaa ngi wax léegi ma ñëwaat si sa doom Karim. yaa ngi wax léegi moom moo war a wuutu voilà moo war a wuutu président Macky Sall. moom la ñuy ñaan yàlla de. waaw léegi dama ne moom Karim nekk si xale yi si politiciens yi si xale yi la bokk. bokk ak Ousmane Sonko moom it xale yi. di am les mêmes ambitions quasiment. aujourd'hui boo doon def benn tableau ngay comparer seen force ak faiblesse nga teg fii Karim nga teg fii Ousmane Sonko lan la ñu war a mën a jàpp yow si sa expérience ak ni nga leen seetloo. xam nga man Karim laa xam. parce que waaye gis nga yaa ngi seetlu tamit ne Ousmane Sonko mu ngi ci géopolitique bi yow loo ci jàngal politicienne nga am na au moins même bu dee benn mot boo ko mën a qualifier ne nii laa gisee. dama ni man Karim laa xam. je suis né dans le PDS grandi dans le PDS et vieilli dans le PDS kon xam nga PDS laa xam. du ma militante Pastef parce que nit ki boo ko jegewul mënuloo ko xam. quels sont les hauts faits d'armes de Karim Wade ñu xam ko. mooy lan. ñoo dañoo bëgg a xam li fi Karim def. ñu ne lii la fi Karim def bu ñëwee dinañ ko fal. Karim dafa déggul wolof sax. nga ne la déggul woon. ba tey déggul fii ñoo ko moom ak fii toj na rek. fii ñoo ko moom. non dégg na léegi. xaw na dégg tuuti léegi. fan la ko déggee prison la ko déggee. laay la kaay ma wax la. ma mënut a sori ci wax juddoo ci Sénégal bii. bàyyi bi sénégalais te déggul wolof. mais Karim France la ne woon. métis la rek yàqu métis la nekk. waaw waa ñu nekkoon Amérique nag. ñu de mosuñu koo dégg mu wax olof. waaw buñ ca tolloo li ngeen ko xam fii ñoo ko moom waaye tamit. man denc yëpp calcul la boo rek sonnee génne xaaral tuuti rek. laaj bi. ñëwal ci laaj bi bismillah. man denc. boo sonnee génne. xaaral tuuti rek bu déggul wolof. waaw lan ak lan la fi def. Karim. infrastructure bon leer na ne lu fi infrastructure ci Sénégal nee ngeen par décret wax nga ko papa ma ko nommé.
yaa ko wax. ministre du ciel et de la terre. macha allah coofe roofe moo tax kenn jox ko xaalis am moo tax kenn épinglé wu ko ci. amul benn ministère coofe roofe bu mën a wax ne Karim Wade détourné na 100 francs barke Serigne Fall bu amee ma xàcc ci Serigne Abdou Karim. lu ko yóbbu woon kaso. xanaa condamné ko condamné quand même. waaw da ngay déglu. maa ngi fi man tous les jours maa ngi ca procès ba mu jeex. verdict ba man mii maa ngi ko woon. yow daal ni ma la gisee veste bii ngay sol waroo koo sol. kan la noonu nee na loolu lañ ko tuumaale. saret nga war a am tey yaa ngi yor auto Mercedes. waaw yow mii nag war ngaa ñëw wax ñu mas ngaa dégg juridiction buy wax ni ne kaay wan ma li nga yor foo ko jëlee. CREI noonu lay doxee CREI. moo baaxul moo tax ñu bëgg koo effacé waaye bu ñëwee dañ koy delloo si de. dóor ñu ci ba nuy bëgg a dee. taqal ñu vilipande ñu yàq suñu der dëkkal ñu ci néeg yu ñu dëkkal toroxal ñu. loolu mooy vengeance da ngeen di fayu après. da ngeen di yóbbu waaw léegi nag lan la. non damay laajte rek. waaw du delloo si CREI. damay laajte fi lañ Abdou Diouf ko fi andi woon. Abdoulaye Wade fekk ko fi bàyyi ko fi. moom mu ñëw yëkkati ko léegi dañuy bàyyi noonu. CREI dañ koy effacé rek. pétrole bi nax saay. mu ngi fii ba tey. da koy réformer dañ koy réformer parquet mu ngi fii ba tey dañ koy dañ koy réformer. xëy na dama ne lu Karim Wade def ci réew mi moom jekki voilà non na termine ci laaj boobu ñu jàll Barthélemy parce que yàgg nañu PDS quand même. waaw léegi balaa ñu jàll ci leneen dugg feneen balaa ñu non bàyyi ko mi ngi woon ci lu Karim def ci réew mi man personnellement ay garab laa gis mu jëmbat ko ci corniche bi te garab yi gudduñu fan loolu daal gis naa ko waaw bu amee buñ ko jëmbatee te amul suivi garab naa ko jëmbat da nga koy roose dañ ko doon roose ba ca kanam ñu arrêté ko waaw dëgg rek noonu naa garab ko jëmbat da nga koy roose yow mii sax ma ne dégg nga loolu garab yi loolu leer na la man leer moo ko balde ko yoroon si temps OCI bi de waaye moo yoroon ko ci balde waaye balde dem na ca cere mburoog chocolat ba bu ma am na ñoo xam ne mënu ma cee wax damay jóg dem loolu moo lay woon ne amatu leen kenn PDS balde mas ta doon PDS yaa fa des de balde mas ta doon PDS kaay nag ma wax la PDS pur et dur convaincu le PDS c'est notre diamant balde lan la woon kon balde partem la yoroon di balde daa àndoon ak ñun non avant gars yi bi ñam bi ñoree rek lañ yegg si après la créé parti waaw après la créé dama ne bi yëf yi ñoree la yegg si Balde était au PDS génération du concret non non am carte PDS génération du concret mooy bi Abdoulaye Wade di jëlee réew mi kenn ku nekk wut foo jaar poroxlu ba jàll waaye ku mel ne Woré Sarr pur et dur judd ci PDS yaru ci PDS màgg ci PDS xëy trahir PDS manta ne le PDS c'est notre diamant très bien d'accord léegi ma benn laaj rek li Balde wax waaw benn boobu mairie Gounass bi rëccu li la ko ñàkkloo li tax nga ñàkk déedéet xam nga lu tax jërëjëf Serigne Fall xam nga nit yàlla jinne la yàlla may lii xew suba mu xam ko mais doomu aadama lii xew suba mënu ko xam waaye lu ko passé rek boo ko laajee mu laaj la ko jinne nag lu ci gannaaw mën la ko nettali mais est-ce que regret amul ay regret ci laa jëm Dieu a fait que moom mi xam ne damay bàyyi dañ ma fay jële ci ma yóbbu assemblée nationale ci am moment bu difficile ndax booba ñu ngi doog nag moo dàqati de dëggul nekk naa député conseiller de la république nekk naa maire conseiller de la république secrétaire élu nekk naa maire sénatrice deuxième questeur nekk naa maire député simple député maire parce que 2012 da son mandat jeex kon man lu ma nam yow mais à partir des écoles primaires lu ma nam toggante ko ci institution waaw kaay ma wax la bi yàlla xamee ne dama fiy jóge ak la ma fa def lépp non da ngay jógee ca mairie ba laa wax tout début fi yàgg local yi di ñëw doo doon tani mais man loolu yeggaguñ ci mais bilan dama am parti déjà taxawal da nga maa laaj ci mairie da nga may déglu nee naa la ba 10 heures maa ngi fi 10 heures de temps je suis prêt acca waaw ba tey wax ak réew mi danoo sonn mais Gounass moom dafa mel ni ki dafa wutu xaw na fa li mu fa liggéey mais avant mu ñëw Gounass mi ngi woon ci local yi bi ko Barthélemy laajee dama ne mooy ni ngi woon ci mairie ba au moins ñu jàll yàlla bi mu xamee ne damay dem la ma yóbbu assemblée à des moments très difficiles aussi parce que booba la Ablaye Wade doog di quitter le pouvoir ñu yàq sunu der sàcc nay oto sàcc nay objet d'art sàcc na xaalis sàcc na lii sàcc na laa 2 mois foog naa après bi Ablaye Wade di quitter pouvoir bi lañ def élection locale yi 2014 yàlla daal di may jël def ma 8e sur la liste nationale Fall Wade mënuma koo fay xam nga moom c'est un visionnaire xëy na sentiroon na loolu mu yóbbu ma dem assemblée nationale waaye fii ma taxaw di ko wax danañ ko digg waa Gounass ñu may wër barke Sëñ Fallu laa wax barke luñ lay wëree parce que ka fa nekk deful lanu séntu woon gisuñu ko ndax xam nga lu tax man sama premier mandat tabax naa fa école El Hadji Mourtou la Wade
Papay Ablaye Wade. Papay Ablaye Wade conseil municipal tuddee ma ko papay conseil municipal bi devant le représentant de l'État moo ñoo ko tuddee. waaw maire. tabax naa fa un poste de santé ñu tuddee ko. est-ce que du yow yaa proposé tur ba. waaye bu ko neexee sax tuddee ko guy gi. su ma neexee tuddee ko guy gi maa ma tuddee ko Barthélémy. non bu la neex sax proposé ñu tuddee ko guy gi. mais en tout cas j'ai eu la majorité. demal absolue yeggaleel ci bilan bi ñëpp d'accord ci def loolu. xam nga lu tax ñu tuddee ko. dama jënd ñaari terrain à 17 millions. ma dem ci paa bi ne ko école Gounass amul école dañuy traverser yeneen commune dem di jàngi mu joxe ordre Moustapha Souran yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. amiin ne ko na ma tabaxal ma tukki ñëw fekk presque classe yi pare ma leen ko ngeen di jox teraanga ji ñu dema xanaa Ablaye Wade mi nga xam ne moom moo ñu jàppale. avec en accord avec le conseil municipal tous les conseils municipaux devant le représentant de l'État qui est le sous-préfet de l'arrondissement. ma wëlbati ko tabax fa poste de santé jigéen ñi bu ñu masaan a ëmb dañuy dem feneen guy ga wala yeneen communes yi. pour dem def seen visite prénatale bu ñu accoucher la même chose ma tabax fa poste de santé avec le ministre Eva Marie Coll Seck ba tey foofu damaa jënd terrain Abdoulaye Wade wax Eva Marie Coll Seck ne ko demal tabaxal Waré ma jël poste ba tudde ko comme que dëkkub Tukulóor ba tudde ko Thierno Souleymane Ba mu daaka avec tous les conseils municipaux ñu d'accord ma tabax maternité de tudde ko El Hadji Fallilou Mbacké ñoom ñëpp ñu d'accord te la ma ci jublu woon maa ngi koy am sooy def sa visite prénatale ci maternité bi nga def ko ba mu yegg su wasin jotee nga wasin yóbbu sa doom tubaar fakal la macha allah plus de 2000 personnes femmes jur nañ fa ay doom tubaar fakal la ñëpp ñibbi nañ seen kër am na fa sax ay jumeaux. yow muy wax maire loo xalaat si projet bi fi jógoon si pression ville yi. Guédiawaye ci la bokk. Gounass amul marché. yow mënoo fa woon def marché. dégguloo ma fekk benn place ma rembale ko boobu Abdoulaye Wade nga ci pouvoir dem ba Turquie wut samay partenaire ñu ne danañ ma financer à hauteur de 500 millions de francs CFA. mais yooyu yëpp c'est normal parce que dañ la fal pour nga liggéey. pour tabaxal ma marché ka ma fa remplacer defagu fa dara di. mbalin ma bare na fa pour tabaxal ma marché yaa ngi dégg yow. gaa yi ne Waré Sarr mi de tabax na fi école bu ouverture des classes jotee mu jox élèves yi fourniture ba mu tubaar fakal la jigéen ñaa ngi faju ci maternité bi ñu ngi dem ci poste de santé bi bu dee roi bu dee 2500 la ticket bi bu dee bii ma tabax 500 francs la. di bal njaboot. waaw bu dee bëccëg 300 francs la xaw ma nag léegi fan la toll ndax nekkatuma fa ñu ne kii nag bu tabaxee marché moom c'est fini pour nous waaye loolu xajuma dëkk ba de sama propre parti moo dem wut récépissé Aminata Lo Dieng def seen une liste parallèle à la mienne ne bu ñu àndoon ba tey maay doon maire ba waaye lii nag moo neex yàlla sant yàlla moo gënoon ma dee. léegi pare nga pour jiitewaat Gounass. loolu ñëw man de loolu laa laaj sax ba léegi ndax bëgg nga doon candidat. waaw non loolu sama bëgg-bëgg mu ngi dépendre sama bëgg-bëggu parti. mais yow fi nga doon est-ce que bëgg nga ko. ma ne. nee na li Wade bëgg la bëgg. waaw léegi yow nag xaa yaa ngi ko dégg seen ville yi ñu ne dañ koo bëgg a dindi idée la bu jóg coow bari na ci yow loo ci gis. je crois que parce que man bi ma nekkoon naa 7e adjointe au maire de la ville de Guédiawaye xam nga Macky moom jaasi la kenn du ko jëkk ci mbaram. li tax kenn du ko jëkk ci mbaram mooy lu ko neex ak lu mu sentir rek ba mu ne nii napp Sénégalais yi napp ak gisu leen ko gisu leen Fatou Macky mu ne nii ne mais loolu kay tax nappul kenn napp opposition bi it defal ndànk rek comme que lu ko neex lay def comme que lu ko neex lay def dañ koy déglu ba xam fu wànnenti mu jëkki bëtam ce qui est certain li gën a nekk farata te gën a nekk farata mooy prolongement mandat municipal ba 2 ans kooku moom c'est inadmissible du yoon di yokk seeni mandat rek di yokkaat rek mais ça c'est pas normal. da nga bëgg ñu amal élection locale mooy dëgg. très bien mars 2021 gii. ku yàlla fal nga falu ku yàlla falul nga xam ne falu sës na de. waaye yow ñu ngi koy càmbar. waay bàyyi ma waay ñaata weer ñuy càmbar Ablaye Wade waxoon na leen ci élection présidentielle yi bu leen ca dem fichier bi baaxul. ñu ne góor gi daa naat. très bien léegi honorable mais déjà que Seydou Diouf lu mu jëriñ nag bañ càmbar Seydou Diouf déjà que Seydou Diouf sa naataango Seydou Diouf mi ngi wax ne nañ couplé législative yi ak présidentielle. ah da ngeen amaat ñaari at de. yéen itam dina leen yokkal de. nopp daloote na maa ngi koy dégg dégg. yaa ngi ko dégg boobu. déggaguma ko. waaw léegi nañu wax ci leneen loo xam ne xëy na dégg na ko honorable mu di lever immunité parlementaire bu député Ousmane Sonko.
boobu ba léegi mbir la mu ñuy waxtaane bala ñuy dem ci Mamadou Ndiaye xool na internet di taxawee. démissionné nañ ba mu des PDS nee nañu PDS moom daa bokk ci ñuy saax-saaxee kii. mais bala ñuy egg ci assemblée bala ñuy dugg ci dañoo bokk ñuy saax-saaxee Sonko. nañu waxtaan d'abord ñuy saax-saaxee. ñëpp ko démissionné ba mu des yéen nga toog ci commission ba. fañ koy fexe la mais avant ñu egg foofu. bala moo sore rek ña démissionné. waaw suñuy allié lañu bokk nu PDS. Guirassy daam partem non dafa ñu rejoindre Cheikh Bamba Dièye daam partem ànd ak Idrissa Seck Mburoog Sow bokk nu seen président groupe parlementaire waa xaaral rek ma wax la bokk nu parti danoo fekk si nun borom kër bu mat sëkk borom kër lañu parce que sur la liste là le PDS contrôle les 12 députés des 10 sur les 19. mais loolu dinañ ko gën a yaatal mais dama bëggoon nga jox ma sa xalaat rek ci coow li d'abord jàppal Ousmane Sonko tëyal Adji Sarr jëlal kompolo ña ngay manifester teg nañu diw loxo situation bi kii Macky Sall ne yoonam newu ci bu ko ci kenn tudd. waaw xam nga bu ci yoonam nekkul itam ku sëkkante tàkk moom di nga ko yëg bu ko bëggoon faj ko yaay waxee du waxee dara bu ne woon il faut que ça arrête aujourd'hui kenn dootu ci ngaan c'est le gardien de la constitution. mais nam tamit honorable loolu nu mu mën a nekkee may ma tuuti Macky yow ki doon maasee ngi kañ doon maasee ngi Macky maasee wul maasee lu wul lu mu koy arrêté waaw coow li fu mu am coow li ci ban réew la am. ci Sénégal bien sûr ci Sénégal qui est le président de la République du Sénégal Macky Sall qui est le président de la République c'est pas Macky Sall. mais affaire privée waaw ñun du ñu njabootam. ok ñun du ñu njabootu Macky Sall lu bu keneen jógee woon foofu di laaj suñu kaw du Macky moo ñuy défense. kon li xew ci kër mënu ko régler la. lii naka la ko mën a régler. xoolal gis nga Sonko opposition la bu wér. li nu wax digganteem ak Adji Sarr man Sarr mënuma cee témoin ndax waykat yi dañ ne néeg bu lëndëm taal tàkkul bu leen ko nit maanaam loolu kañ leer na néeg bu lëndëm taal tàkkul bu leen ko nit Sonko mii man day sama aqulaayu taala laay wax xaw ma dëgg xaw ma du dëgg waaye man jàpp naa ne c'est un complot contre lui xam nga lu tax Karim Meïssa daf fee jaar xam nga Karim bu wàccoon ci dëkk bi élection présidentielle balaa 18h bal bi tàkk nu fexeel ko barke Sëriñ Fallou du ma wax caaxaan du ma ku ma xam ku ma ne Sëriñ Fallou rek wér na Karim baayam da ko baliser terrain bi. mais baayam ñàkk na ci élection. waaw. papam dem na élection yi. boore waay yow nag léegi man bu ngeen defee nii en fait damay réer s'il vous plaît non s'il vous plaît bu ngeen defee nii honorable s'il vous plaît bala ma ko fàtte s'il vous plaît bu ngeen defee nii honorable s'il vous plaît bu ngeen defee nii damay réer Adja s'il vous plaît bu ngeen defee nii damay réer parce que ñi ngi woon ci problème mu Karim ci problème mu Sonko autant pour moi donc damay bëgg mu finaliser foofu ba génn fi après ñu soog a duggaat ci leneen jeex na ngeen baal ma diggante Adji ak Sonko man mënu ma cee wax lu ma leer ak lu ma leerul parce que fekkewu ma mais jàpp naa ne man intérieurement de moi c'est un complot politique parce que Karim jaar na fi Khalifa Sall jaar na fi il vient au 3e tour loolu laa jàpp quant à li xew nag mënuma ci wax de toutes les façons ñun ay patriotes la li tax ñu ciy wax ak di ci def dañoo am kilifa muy le président Wade mu ne na ngeen ko jàppale ba kenn du lever immunité parlementaire am te li waa PDS di def ci Sonko kenn defu ko nag. seen communiqué ba gàtt na de. waaw communiqué la. est-ce que du ñetti phrase ñeent. mooy ba mu waxee faiblesse ak xaw ma fort nee na daa yàqamte bañ piégé ko. xam nga waaw xam nga mag. déjà loolu sax crédibilité communiqué bi bari na ñu ne. doom ja rek voilà ka nekk sa xarit ba nekk Qatar moo koy bindulu ndax mën nga ñu confirmer fii ne communiqué bi ci Wade la jógee d'autant plus que jege nga góor gi. li ma xam te góor gi depuis février gisuma ko. mais jege nga ko quand même. muy déggante nag. waaye dama ne xaaral ma ban bii ñu nekk nii. février bële. bu daaw confiné wu. bu daaw ku ko gis. mais yéen a ngi jox ko quand même. waaw dama ne Ablaye Wade li mu wax loolu la doom di loolu la ndey di digal doomam loolu la baay di digal doomam loolu la def ci boppam loolu la def ci boppu doomam fooy dugg na nga ko xam looy wax na nga ko xam fooy dem na nga ko xam même booy tukki àndal ak sa soxna loolu nag yaakaar naa ne dara gaayu ci na. waaw d'accord nañ ci mais li topp comme que moom noonu lay def noonu la doomam di def xaj na mu conseiller Sonko ne ko na nga def loolu moom nit ñee ko garaawal di ko kii wëlbati mais Abdoulaye Wade du nit ku bon nag te bu fekkoon ne dafa am une dent contre Sonko wala muy préparer doomam continuer dem leen jàppale ji ko. mais nag dafa mën politique quand même. ni mu def rek am na loolu kañ kenn waxatu ko kenn waxatul politique bu Abdoulaye Wade xajul ci bopp kenn. façon de dire à Sonko defal nànk. bul daw bay daanu waaye yow préparer doomam mu ñëw. xoolal man bi kaa bi jógee samay doom mënoon nañ fee toog dama leen ne yéen a ngi nii
ku ci gis koo bëgg waxal ma takk bul yóbbaale nit sa oto bul wax ak jànq bul bàyyi audio te bul dem ci kër guñ la xamewul ndax bu ñu soo yootee yaay jotuñu ko ñu ne ni doom ja léegi loolu c'est un bon conseil yow sax war nga ko conseil sa kër beneen laaj foofu levée immunité yow war nga ko parlementaire conseil sa njaboot yéen ñun ñëpp c'est un bon conseil gisuma ci dara lu aay lu jëm ci levée immunité parlementaire bu Sonko yéen waa PDS ci assemblée da ngeen ko wote déedéet man de du ma wote te yaakaar naa ne ñi ma bokk de duñ wote ndigal li ñu jot duñ ci man dara de la preuve en est que barki dem boo njaay rek Baara nga fa de bi ñu installé Baara nga fa de. kuy Baara Baara Doole Baara Doole. Baara gis-gis la. Baara wala am na non non Cheikh Mbacké mooy Cheikh Mbacké Baara. déedéet ñaar lañu waaw ñaar lañu. waaw mooy président groupe Liberté et Démocratie. waaw kooku tamit Cheikh Mbacké. Cheikh Mbacké Baara waaw Cheikh Mbacké Baara la. waaw léegi loolu ma nga ca commission ba. ah waaw du ca nekk ci commission ba mais waaw dafa waroon a démissionner ne déet loolu nag ba tey bala ngeen ci am lu leen leer man bokkuma ca commission ba da ngeen koy laaj ak da ngeen koy laaj Cheikh ba tax mais ñoom ñi démissionné nee nañ dafa waroon démissionner parce que. xam nga Sonko nee na on n'a pas droit à recevoir de qui que ce soit. mais Sonko nee na su ngeen bëggee am lu tax mu mais toog Sonko nee na yónniwul kenn foofu ca loolu nag sax yéen a ma ko wax man dégguma ko ah yow tam xanaa doo très déglu bien Mamadou ndax ku sonn bëgg ku la wal ñu ñëw ci internautes yi Moom ndax ñoom ah it waaw mais bu suivre ko Sonko nañu waxee man plateau bi dégguma ko internautes yi sincèrement parlé dégguma ko internautes yi suivre nañu Déclic ànd ko ak ñun bëggoon nañu xam ñoom it yan question la ñu yeggee honorable bu fekkente ne jotu ko évoqué comme ça mu tontu leen ñu daal di ci ñëw am na ay questions yu ñu taataan ci internet yi seen réaction yi bari nañ actuellement en live sur YouTube ak Facebook actuellement ñi ngi ci en live ak wala ci plateforme yu télévision Futurs Médias bi ci njëkk mooy Mamadou doguma la boobu may gis noonu ci suuf dencal ma ko mu mujjee ko bii nii de bi ci kaw bi ci kaw dencal ma ko mu mujjee amul problème de dencal dañoo sàqami sa lañ waaw ñu kon donc ñu ñëw ci parti démocratique sénégalais bi nga xam ne mi ngi ci am ci taxawaay bu am solo ba xam na moom mës na xalaat diriger parti bi kan man waaw damay tontu ba pare dama ne bismillah waaw da ngay tontu ba pare waaw direction parti nag yàllaa ko yor en tout cas ci dirigeant yi laa bokk parce que bu ñu nee Ablaye Wade ne Baara Gaye ne Karim Wade ne Waré Sarr Doudou Wade nag sama gannaaw la ne 4e position la bu ñu nee Ablaye Wade Baara Gaye Karim Wade Waré Sarr Ablaye Wade dindi ci cofeelam ci responsabilité muy secrétaire général national dindi ci nguuram taf ci sama mbagg mi def ma secrétaire général adjointe ba pare def ma chargé de toutes les femmes libérales du Sénégal et de la diaspora. mais ba tey tontu woo laaj bi de ndax. laaj bi kañ leer na. waaw non am nga yéene. ndax am nga yéene wala nga mës a xalaat. maa ngi xam nga su fekkonte ne looloo gi ci man. bëri nañ fi ñu créer ay mouvement personne ne me l'empêche de faire. personne ne m'empêche de créer un parti comme toutes les femmes te kenn ëpp ma ci mbooloo. man dama am fu ma bokk. waaw foofu nga bokk la ñuy fi ma bokk nag yéene yegg na ci bés nga jiite. dama ne nu ma koy jiitee te borom ne léegi demul fenn. waaw amoo ambition nag. ma ne man sama ambition mu ngi ci biir ambition président Wade. loolu leer na beneen laaj bi. beneen laaj bi loolu am na solo beneen laaj bu Sall Souleymane la moom gërëm na ko bu baax. ndax boo doon doguma la woon ndax boo doon tuddaat sa bopp sa tur Wade Ablaye du ci bokk. wala wóor na yàlla su ma delluwaatoon di juddu. waree Wade laay doon du ma sax saariñ sax lu ci yegg. yeggaleel Mamadou. loolu leer na Sall Souleymane moom gërëm na ko bu baax ci combat yi nga xam ne da koy porté surtout ak ni muy taxawoo sénégalais yi ci assemblée nationale leneen li dafay ñëw laajaat ko ci rôle am ak place ci parlement de la CEDEAO ndax njort na ni foofu tamit dañ fay gagné koppar gu bari. kookoy kan. kenn la rek ci internet. Souley Sall. CEDEAO moom. y a pas de salaire à la CEDEAO. ok CEDEAO amul salaire député CEDEAO amul salaire. lu mu am. député CEDEAO amul indemnité. salaire fii laa koy fayoo xam nga CEDEAO lu mu am. frais de mission. lu am solo frais de mission neex na de. booy tukki mot na salaire. sa transport. aka bari. sa hébergement sa hébergement. sa nourriture. sa lekk. loolu sa ndox mi ngay naan. sa nangam. looloo fa am mais salaire amul. looloo gën salaire waaw loolu kay mot na salaire. comme que je viens d'être élu te ba nuy ubbi sama kilifa nga xam ne moo ma gënal ñëpp gannaaw sama ñaari waajur ak sëñ Fallou dafa ma ne il ne faut pas partir parce que y a le virus là. demuma. Abdoulaye Wade la ko wax. waaw booba ndeysaan man la bëgg a sowe kii il faut ma dend ak moom. kii dama koy mottali. très bien am na beneen laaj Mamadou. waaw beneen laaj bi koy mottali bu leen ma jooyloo waay. bi ko tëj nee nañ def na 9 ans au niveau fële ca assemblée nationale juróom-ñeenti at nga def ko assemblée nationale fii tey jii boo doon conseiller benn député bu bees nan la député war a mel wala comporté woo ci assemblée nationale. loolu nag
dafa am solo lool parce que li tax mu am solo mooy nous sommes les représentants du peuple maanaam bu nu fa nekkee normalement un vrai député laa la wax rôle am mooy défendre les intérêts de la nation nit ñi seeni soxla seeni bëgg-bëgg fi ñu toll man bëri na lu may wax damay wax ministre yi ne baal leen ma de je ne fais que transmettre les doléances des Sénégalais parce que dañ may comme nii damay noté boo demee ministre sangam nangam loolu mooy premièrement war a doon suñu comportement li ci ëpp nag solo te ëpp ci solo mooy la fidélité waaye nekk ci parti ñu fal la ba mu neex la nga daal di dem di cokoñ dem feneen loolu baaxul da ngay yàq sa image yu njaboot teg ci war naa am comportement nu ñuy solo parce que dañoo war a joxe un bon exemple député dafa war a joxe un bon exemple soo dee mag du fekki kenn mag yaa koy fekki war a xoolaat it kàddoom waaw solal sa mbubb mu jekk mbaa sa ndoket bu jekk puudaru pastelu takk say lunette fas yéene defanteel réew mi sol jaune bu la waaw man fu ma nekk rek nit lu waay di nuroo da koy nuru lu waay di wuyoo rek da koy nuroo ma nga gis ma ne boo ko defee rek couleur parti bi feeñ ci assemblée ba maa la ko wax doo tootal nit ña dan may wax ni ma yow nag sa yi nga war a bàyyi ma ne lee ma fénti Mamadou benn bi dama la koy bàyyil ba ci kanam nga jeexale ko peut-être ak ndaxte internautes yi moom bari nañu seen ay réaction en tout cas ñu ci bari nag gërëm nañ ko sant nañ ko surtout ci engagement am ndax loolu dafa am solo xam naa ni fan sam yi bari na looloo tax groupe am yi ci Facebook xam naa ni ñëpp di participer te nee na ñi koy gërëm bu baax ci ni muy participer mais surtout di joxe xalaatam ci doxalinu réew mi te loolu am na solo. mais surtout question bi ci tegu mooy. dañuy dégg sa ay sorties dafay reetaan lu dafay waaw mais boo ñëwaatee bay dégluwaat sa bopp. ñëwaat bi sa kër say sët say njaboot say yow naka lay demee loolu. gisuloo bi ngeen tegee fii may xool man lii lépp maa ko wax maa wax lii oot. oot kay moom oot yow. naka nga koy dundee ni ma koy dundee mooy déet non da nga ko koy limal ay victime am oot. Aly Ngouille Ndiaye. keneen ka doon wax wàdd ki dañ koy tooñ. Cheikh waaw Lahar Seck. waaw ñooñu ñëpp say victime lañu. xam nga ki démb sax ay da soo jaaroon ne ko génn ñu xeex. xam nga doom àddina lii tax nit ñi sopp ko bëgg ko moom moo koy def lii tax nit ñi respecté ko aussi moom moo koy defal boppam. xam nga man su ma demee assemblée li ma bëgg a wax yëpp dinaa ko wax te ki ma koy waxal du maire Macky Sall du wax xoolal ñoom dañ naan su ma nee lam tooro buuru gere ñu ne koy sama ndey tey mu xasati ñu bañu ràbb tey dëgg la parce que mënumaa dem foofu di xoole mënumaa dëkk ci quartier ma gis xale yi nekk ci taatu garab gi di naan attaay ma dem naan Macky mu ngi dox je ne le ferai pas mënumaa gis jigéen ñi yóbbu 4 heures du matin ñu di leen agressé ñuy dem di wuti luñ dundalee seen njaboot ma naan ko jigéen ñaa ngi ci jàmm du ma ko def mënumaa gis xale yi jàng ba am seeni diplôme war a liggéeyuñu yor laaj di wër koñ yi jaay ma naan ko tubaab fakka la jeunesse sénégalaise est contente de vous du ma ko def li ma sentir te réew mi sentir ko loolu lay def. très bien ñu libéré Mamadou. waaw jërëjëf am na laaj boo xam ne maa la ko wax nga dencal ma ko parce que moom laa bëgg a jeexale ak moom amul benn problème jaajëfal nañ la internet nañ la ko baal ñu ngi lay bàyyi xel di bàyyi xel ki nga xamante ne mooy Maman Woré en tout cas di ko jaajëfal ndax gis naa réaction yi vraiment ci internet yi fan sa sénégalais yi la quoi gars yi bëgg nañ ko trop yàlla yàlla guddal fanam et surtout ci ni muy combat yi muy mëne am na solo député du peuple bëgg nañ ma de waaw waaye du sama jëmm ji de monsieur Sarr Fari Diop man jam talaatay ndeer la kooku ku mu roof prise bi rek nga siiw ñëpp bëgg la boo roccee rek nga nelaw ana ñi ko doon duggoo kenn déggatu leen maa ngi lay remercier bu baax a baax maa ngi lay remercier bu baax a baax honorable dinaa la may li nga bëgg dinaa la may li nga bëgg xoolal fi nga jàkkaar loolu dama lay génneel genn kilifa Abdoulaye Wade laa bëgg Pape Samba andil ma ko nga xool ko parce que gis naa sànq bi nga ciy wax da ngaa sori woon voilà honorable waaw du ma la dagg nag yow lay déglu kii de su may wax ci moom ba dëwën du ma baax dëgg la te billaay waxuma ci moom loo xam ne dama koo sos nit ku baax a ngi nii nit ku humble a ngi nii nit ku généreux ngi nii nit ku mën a maye alalam a ngi nii nit ku fonk doomu aadamaa ngi nii nit ku mën a bale mën a jéggale Abdoulaye Wade xàmmeewul ku ko bëgg ak ku ko bañ. waa ji nee na ndax sab ànd am ak moom am na loo ciy réccuum déet. réccuma ci dara xanaa fas yéene ànd ak moom rek ba fu ko yàlla bale. est-ce que lu lim la defal moo tax nga koy tagg nii. lu ma defal na nit lu ko raw. lu ma defal rek defal na nit lu ko raw te teewul mu waa ko fi dem yollu kott ndax bëgg mu roog soxla kii sama xarit la dama ko bëgg kii li mu def ci réew mi ak li ko réew mi faye
yéen a nu xeex de yéen gune yi Ablaye Wade dañoo abal où sont les Y'en a marre où sont les Alioune Tine où est Penda Mbow tey ñëpp regretté su ma toogee xool xale yi naan waa ju baax dafa yombul ma ne ndeysaan ku dee lañ daan fàttaliku waaye ku def jëf ju baax dañ la koy wax ba ngay sàngoo suuf yal na nga dund 120 ans sans ordonnance yaa ma defar yaa defar ay premier ministre yow président Wade yow yaa defar président de la république yow président Wade yow yaa defar ay directeur de société président Wade yow yaa dimbali gor yi yaa xamewul koo bëgg ak koo bañ président Wade yow yaa defar Sénégal yaa fi indi grand théâtre président Wade. très bien très bien léegi damay jeexalee ci yow loolu ci Wade la am na ñoo xamante ne ji ñu la jege lañu ñu jàpp ne xam nañu la. kii ku ko bàyyi doos gor te ku ko def te muy dëgg ci yow billaahi wallaahi taala Serigne Fall dina leen àtte. très bien Pape Samba. ñi nga xam ne ñi nga ñu bëree gi yaakaar ne Ablaye Wade ak Europe mu ngi nii di leen dégg c'est le président qui aime les Sénégalais Ablaye Wade am na tey ko ma ne est-ce que ndax gëj nga koo gis ma ne ko mu ngi nii di la dégg bi mu fi duggee élection présidentielle rek léegi génnu réew mi. très bien dafa toog jàpp njaamuram ndax magum du doon magum wax. xam naa ne buñ ci continuer neewoon na leen élection yi bu ngeen ci demee da ngeen di dee élection yi c'est gagné déjà ñu ne góor gi daa bëgg a fal doomam ana mu tey. xam naa ne boo ko nee ci Wade da ngay jooy te ci jamonoy vaar la ñu nekk moo tax du ma ci nangoo sori mais dafa am ay témoignages yoo xam ne def nañu ko ci naa jooy ci moom nañ ma ci xas lu leen neex nañ ma wax ci Wade su ma toppul Wade du ma gor su ma jàppul Wade du ma gor Wade jàpp Sénégal gépp boole ñëpp tey xàmmewul ku ko bëgg ak ku ko bañ xanaa léegi de bi mu yoratul décret très bien kenn yaakaarutul dara la ko ñëpp bañ di sikkal doomam léegi Pape Samba waaye bu yàlla ne Karim Wade day doon président de la République génneel ma Karim barke Serigne Fallou Mbacké da koy doon dinaa la jox Karim ci suñu mbir yëpp ñu ngi ko teg ci monsieur Saad Fari Diop mi ñu jëm talaatay leer kenn amul dara lu mu lay waxal liñ la dénk lekkoo ci dara 0 franc kenn jàpp ko ci liggéeyam moom de demul of nag waaw honorable may ma nag léegi yow loolu yóbbu ko fa de waaw d'accord xam nga yow lii mbaax la goo xam ci ñoom waa Wadeen mais am na ñoo xam ne am nañu mbaax gu ñu xam ci yow moom laa bëgg nga teewlu man nga xam ci man rek gii moo ma ñor wale ndax fii ma toog moo ma kon Pape bàyyi ñëwal son bu la bii fu ma dem ñu xam ne Wade la waa ayca bismillah déglu waaye da koy nuru waray nekk suñu yaay nekk suñu fierté nekk suñu xarit yàlla def tey lii nga xamante ni tey boo génnoon mbaa tey ñu tegtaloon tey nga dugg tey ci biir mbokk gi mën naa ne day nekk loo xamante ni émission bi sax parce que ñëppay bëgg a wax kon loolu mën na ko sax mën na bañ a egg daal parce que nit ku ne am nga ci moom yéene am nga ci moom cofeel parce que fi mu teg nit ñi fi mu teg ay mbokkam amul lenn loo xam te dina ko def du ci déggoog ay magam waree ku am orma la ci ay kilifaam lu muy def sama yaay mooy taaw moom lay jiital teg ci ñim ci war a teg ba ci ñun doom ñi day xool ñi ci ki ci mag moom lay jiital politique bi nag loolu liggéeyam la xam nga ni ku ne sa liggéey moom comme li may wax rek comme ni Balla Gaye def boo taseeg moom ci mbedd mi xaru yar la mais bu nekkee ci làmb ji li làmb ji laaj rek loolu lay def quoi. da ngeen ma laaj si ku ma sawar ndax Adja Woré Sarr dafa ñëw 74 nekk si parti bi ma ñëw si parti bi fekk ko fi Ablaye Faye mu yaa Cumbe Caam moo ma dugal PDS ma nekk PDS ñoo fekk fi Woré doon nit ku baax Woré doon nit ku gore mu doon xale ñu doon xale ba ñu nekk si PDS ba nëgën Woré amul changement Woré gëm président Ablaye Wade mu ànd si xeex bi 26 ans ñu xeex ko ba Ablaye Wade di jël réew mi mu nekk ak Ablaye Wade 12 ans ba Ablaye Wade jeexal si réew mi Woré Sarr dellu taxawaayam Woré mësu dem mësu dikk mësu lépp képp koo xam ne bëgg nga président Ablaye Wade rek Woré Sarr bëgg na la doon bàyyi fàllu Ablaye Wade ba ñuy jël Woré Sarr tëj nañ ko kaso bu ne yóbbu nañ ko fa fu ne def nañu Woré taxaw fi mu taxaw ñi ma àndaloo ñëpp dem mu gore Woré du fen Woré du tappale Woré li mu la wax dëgg la si moom Woré gëm-ngëm la am ngëm-ngëm du ko xam ne du ko tirise Woré Sarr jigéen ju mën góor Woré Sarr moo jàppale Ablaye Wade ba ñëpp yi dem Woré mi ngi toog fi mu toog Woré téye Woré jàpp député bi muy fayeeku Woré Sarr soxlawu ko si fukki région ak ñaar yi la koy jël di ko dugalal jigéen PDS di leen ko jox ak góor ñi di dimbale doomu aadama. voilà mi ngi noonu lii ñun mënuñu ko woon a wax ci yow
yaakaar naa ñi ko ak Abdoulaye Wade rek ñoo ko mënoon wax mu dugg la parce que ñi dañ laa xam Wade it da laa xam honorable député émission bi jeex na looy tàggoo. li may tàggatoo rek mooy di ñaanal rek président Abdoulaye Wade du ma doyal ci moom du ma mas a doyal ci moom parce que man góor laa dama koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér mu dund 120 ans sans ordonnance président Wade ñuy ñaan yàlla doomam ji nga xam ne yàlla da koo tegub nattu yàlla miy teggu nattu yàlla na ko yàlla teggi ba mu ñëw ci réew mii ngeen xam li ma leen yow li ma leen wax ci Karim di nga ko gis directeur laa lay def may ñaax nag sama morom yi jigéen ñi parce que ku ne xam na ne parti jigéen a ko yor tubaarfakàlla maa ngi 3 panel secrétariat femme nationale bi ma Abdoulaye Wade defee secrétaire général national adjointe damaa créé 3 panels comme que Covid bi tax na kenn mënatu la gisee kenn mënta réunion kenn mënta def dara ci panel yi la ñuy échanger au niveau du Sénégal et de la diaspora panel bu ne am na ndey premier panel Daba Diop présidente des femmes bu Rufisque moo ko dirigé deuxième panel Seynabou Fall présidente des femmes bu Kaolack moo ko dirigé troisième panel ku ñuy wax Adama Mbengue moo ko dirigé moom présidente Djiboka la woon ñoo nekkandoo woon Sénat bi Djiboka bàyyee mu ne moom day continuer ak Abdoulaye Wade ndax moo tax mu am salaire ku gore toujours ñu ngi échanger au niveau national ak international ma di leen encourager di leen wax ne balaa neex il faut mu metti te xëcc nag bu daggul dikk te am nañ yàqin ni li nu bëgg ñun Abdoulaye Wade fekkee nu fekkee yal na nu ko yàlla may yal na tombe ak li neex sunu borom parce que yàlla mooy joxe nguur kenn du joxe nguur ku dul yàlla mooy seet ki ko neex mu ne tey la kenn mënu ci tus yéen fi ngeen toog ak fi nu toog yàlla na fi boole c'est calculé avant ñuy juddu yow xam naa la Barthélemy miinu ma ko kii la même chose mais yàlla moo ne tey jii talaata tey jii force dinañu tase waxtaan suñu waxtaan wii kenn mënu ci dara may encourager xale yi les karimistes buñ décourager may encourager jigéen ñi di encourager ancien parti bi ndax dañ ne fukki bukki bu ñu songee bukki ba njëkk a song moom ndam la Abdoulaye Wade ba mu jógee dafa àndoon ak ay nit ñuy xeex 27 ans ba mu jël réew mi 12 ans mu dellu soit opposition li ma la wax ne ñi ñëwoon di raay mbelle mas mburu mi rek a dem waaye ñi fi nekkoon sos kenn du buuse ñëpp a ngi fi koo dem am na loo xam ne dama ko waxee kon secret bi day yàqu dama ko wax yaa ngi dégg kon may ñaan yàlla mi may wér yàlla na nu yàlla may wér yàlla defal nu sutura ba li nu bëgg ci réew mi ñu mottali ko yéen maa ngi leen di ñaanal maa ngi leen di ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér di leen ñaanal sutura di ko ñaanal sans bopp di ko ñaanal chef religieux yi te wax ne Covid bii président Macky Sall je vous fais un appel solennel demal nga ñàkku ma ñàkku loolu leer na waaw bu ñàkkuwul nag tukkulóor la may séréer bi sama jàmm maanaam waaw tukkulóor bu séréer buuru suuf tukkulóor la waaw bu la neexee kañ nga gëj a gis président séréer mooy buuru tukkulóor kañ nga gëj a dégg président Macky Sall ana jéeri man fu may gisee Macky du ma dem palais bokkuma ci réunion du bokkuma comité directeur am moom dafa nekk pouvoir man ma nekk opposition. Marième Faye Sall bu mu woowee député yu jigéen ñi dem naa lu ma yóbbu réseau des femmes parlementaires. may parlementaire. très bien loolu leer na. maa ngi lay gërëm bu baax balaa ñuy tàggoo malheureusement. ma yeggale may ma benn laaj. may ma may parlementaire. association bi organiser une journée religieuse ci koor gi ma nekk vice-présidente aussi ci association ba au nom du groupe Liberté et Démocratie ñu ne ma il faut nga dem il faut ma dem pourtant man rek a dem du man rek a dem de femme yëpp a dem kenn wala ko waaye bañ xëy dañ ne waree ndax man fu ma toog rek ñu ne Abdoulaye Wade may ñëpp 500000 ma jël di ko ci gërëm wóor na yàlla wóor yonent bi laa wax su ma ko déggaloon heure bu ne danañ ma wane ma ñu dugal la daa nga mais sama ngor mayu ma ko jëluma dërëmam ku baax la nag ndax on en fait 20 ans nag 20 ans nag du benn bis politique nag moo salte waaye sunu jabar la am na ñaar fukki at waaw am na ñaar fukki at nag ci suuf di politique di tëdd di jóg di daanu Fatick ak Kaolack ak fu nekk borom këram waaye man nag sama deret moo ma mayul vraiment daal man daal Abdoulaye Wade daal man Abdoulaye Wade laa daal sama jëmm ji daal boo ko xaroon est-ce que doo ci gis Abdoulaye Wade léegi nga gis ci maam ju ñaaw nag kon suñu maam ju ñaaw kon moo la dàq de te moo la man de ay bu la nii mooma dàq léegi ma laaj ay léegi ana sa doom guy gi mu ngi fii baax rek mu ngi fii baax ma nga kooj ba kañ nga ko gëj a gis guy gi waaw guy gi sama añ kër añam sama kër lay jóge di daal di mën Amérique may ñëw na
ah ñëw na. waaw dafa demoon Amérique. dama la doon laaj rek tooñ rek en tout cas. mais en tout cas déedéet dañuy laaj rek sa doom la. xam nga yow ni nga mel ne ci télé bi ne nuyu sama yaay Woré Sarr. kaay ma wax la moo tax kay bu ñu gisee Woré ne ko ana sa doom guy gi. Abdoulaye Wade mooy sama leader mooy sama mentor ci politique. Sëriñ Fallu moom laa yaakaar gannaaw sama ñaari wayjur àddina ak àllaaxira yàlla na yeex guy gi mooy sama mbër ci sport bi parce que moo féetee man ma féetee moom. ah moom de bu demee ba ne su ma naree dee nañ jël bakkanam moom mi xale mu dee à ma place. kooku loo ko mën a fay. dama koy conseiller. nasa nga ne kee mooy nas kay sama doom kooku xaritam. masque bee tax xàmmee nasa nga ne kee xaritu guy gi ñu ànd defandoo lépp guy gi buy takk jabar man lay woo suy ngénte man lay woo su amee lu muy wax man la koy wax. ndeyam ak baayam may ma ko féetale ma moom. ñaareelu doomam sama doom Maginas mi Rakkinas Maginas waaw moom la may première njëkke mu jur doom muy jigéen mu tudde ko xale baa ngi jàng kii lu ma deseel jinne ma dul rey la ak jommal la ak foo dëkk mu lakk ko Ablaye Wade mënul lu rey nu ak jommal nu ak fu nu dëkk mu lakk ko leneen amu fi jinne ma dul rey la wala mu jommal la wala foo dëkk mu taal ko loolu la Ablaye Wade def ak Sénégal yi de gars yi naan ko naa dem góor gi moom góor gi non il dafa naax góor gi xale bi andi nañ xale bu bees peq buñ dajji ci paquet nan ko ñoo ko sombi nañ ko naan. waay déet waay. waay xale baa ngi waay. waaw jërëjëf léegi ñun kontaan nañu waay seefa ngi waay. waaw kontaan nañu waa Pape Samba dindi ma photo wax kay waay jërëjëf. yow dóoralaat ma ko waay dóoralaat ma ko xol neex. kon waxtaan bi jeex waay Pape teg ma dimbale waay Pape Samba waay Pape bu ma dimbale waay jox ma sama baay bi waay. en tout cas. yow li tax Pape bi fi mu soli costume di dox yoru leen ko. ban ci. waaye Pape bi yow Pape bi daa mën a sañsee. lii laa bëggoon lii waaye mbat li mi dimbale ma. lii laa bëggoon comme Abdoulaye Wade mu sol costume rek. kon waay yow xool ko. ay waay xool ko waay. gaa ñëpp di làng ma daawur gi yëpp. ñii ñëpp dem nañu. lii laa bëggoon ndax mbégte mi nga fi duggee woon. ma gis ne sànq bi nga wax ci Abdoulaye Wade sa xol dafa sori woon te bëgguma nga demee noonu. en tout cas bëgg nañ trop kontaan nañu trop li nga ñaanal Wade lañ lay ñaanal mu di fan bu gudd ànd ak wér. gis nañu ni nga ñu def ak cër bi nga ñu jox parce que caaxaan yëkkatiwu la te su ma juumul voilà xam naa loolu xam nañ loolu ñu ngi la koy gërëmee bu baax a baax am mbégte dalal la mag ñi lay wër boo tëddee sa néeg tëdd ci sa lal xanaa koy du yegg si na la jógal en tout cas am nañ mbégte dalal la moo gën a boo tëddee sa néeg lal sab lal waaw xanaa du yónnee la maire ware non yow jàmbaari sëñ Fallou nga mucc la day yomb macha allah yàlla na la yàlla taxawu gërëm la bu baax a baax gërëm it sa doom ji Nas ak mboolem ñi nga àndal ak ñi nga xamante ne ji ñoom ngay liggéeyal en tout cas kontaan nañu ci wuy si bi ñu wuy si doon ganu Déclic tey jii ci télévision Futurs Médias Adja Binta looy tàggoo rek bu fi tudd Wade nag di fi yëngalaat suñu gan gi bul tudd Wade bul tudd Binta mi moom ku mën a tooñ la moom ku mën a luxu mbóot la yow tudd nga Wade wala Karim rek émission ba démarré Wade di leen tudd nag sama xol di neex waaw barke Serigne Touba sama xol day félicité Wade moom suñu Wade la ñun ñëpp a koy ñaanal jàmm ay waay ñun ñëpp ko bëgg loolu moom Sénégal yi ci xolu Sénégal yëpp la nekk ñu wax ko ak ñu ñàkk koo wax en tout cas lu may jàpp ci waxtaan bi ak ci li dégagé wu ci Woré Sarr tey jii laa koy soog gis ba mu tàmbalee ba léegi 2020 mais yàgg naa koo suivre te fu mu nekkoon rek la nekkaat ndax conviction bi mu am moo ma xaw a charmé sànq bi muy jooy sama xol tooy na sama yaram sax mu ngi doon daw ndax dañ doon wax ne politique amul moral amul éthique mais genre yu mel ne moom mën nañoo confirmer ne politique fu mu nekkoon ma ngi fa ba léegi nit ñee soppeeku politique am na moral am na éthique ña fa nekk ñoom ñoo amul moral ñooy changé au gré du vent au gré de leurs intérêts personnels ñooñu ñoo yàq politique mais politique changé wul ci doxalinam kon boog man gëm naa ne exemple la ci ñi nga xamante ne jox nañu politique gëdd ci réew mi te exemple tamit si ñi nga xamante ne dañoo bëgg a def dugg ci langue politique gi politique du rek lieu ba nga xam ne fa ngay enrichir du rek ascenseur social te loolu la ñu gis ci Sénégal fu tooy rek ñu tag tey boo faloo ñu ñëw ànd ak yow bu subaa ñu dem ànd ak kële bu gannaaw subaa ñu dem ànd ak kële loolu nag dafa gàkkal politique deru politique ci réew mi bu ñëpp defee ne Adja Woré Sarr yaakaar naa ne politique dina am de bons jours devant elle ma koy gërëm bu baax di gërëm ñi nga xamante ni Papis Diaw amoon mbégte bokk ak yow plateau bi naka noonu Mamadou Mohamed Ndiaye gërëm directeur xam nga nu mu tudd te ne moom lay def directeur de cabinet damaa bëgg mu sulliwaat waxtaan wi damaa doyalu damaa bëgg mu sulliwaat damay gis ñu waxtaan waaw damay ñëw sa kër jërëjëf Adja Binta merci beaucoup
beaucoup jërëjëf Aïcha Papis. waaw ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw jërëjëf Mohamed je suis très content de partager seen plateau bi li dal Binta moom moo ma dal aussi également man c'est la première fois. ma toog ak maire Waré. xam naa la de vue tur bi ak yi macha allah yàlla na la fi yàlla bàyyi. amiin amiin waaw yàlla na yàlla gën a dëgëral. li muy wax à travers li muy wax et toujours dans le même sillage que Binta muy wax affaire valeur éthique morale déontologie tout ce que tu veux valeur yooyu di dem mais li mu wax nii benn constante moo ci nekk mooy la fidélité. ñu nekk dans un contexte boo xamante ne aussi bien en politique qu'ailleurs fidélité dafay sooxee ci dëkk bi valeur la boo xamante ne dafa naxsaay. di ñaan yàlla li nga wax xale yi dégg roy si yow xam ne fidélité moom mooy. effectivement teraanga nit. merci et longue vie à toi. ngeen baal ma rek Doudou Wade baal ma rek. waaye xam nga Doudou sunu xalifa la. waaw sonn lool nag ci paa bi sonn ci Karim it lool fu ne ma nga fay dem ndax deret ak juddu. yàlla dogal ki nga xam ne moom la ko yàlla boole loon muy sunu jabar. muy Ndey Roqaya yàlla jële ko fi. ñuy ñaan di jaale Doudou di jaale famille Wàddeen yépp di ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjanay firdawsi. amiin jigéen ju muñal jëkkëram ndax njëkke laa fa. jigéen ju sagal jëkkëram jigéen ju jàppale jëkkëram jigéen ju nangoo liggéey pour jàppale njabootam kon Doudou su ma ñëwee ba fii te jaalewu ma ko dama xel day fattu waaye dama ko war a jaale maa ngi koy jaale bu baax ci turu parti démocratique sénégalais gépp ci turu jigéen ñi ma boot ñépp ñi nekk ci gannaaw Ablaye Wade ak Karim di dóor rek xiif nañu ñu ngi koy muñ mar nañu ñu ngi koy muñ sonn nañ ñu ngi koy muñ amuñu dépense ñu ngi koy muñ di naal rek sunu mandat bii nag muy Karim yàlla na dikk te indi jàmm. amiin jërë ngeen jëf yéen ñëpp ngeen fekk yéen ñëpp dama leen di nooy yow dama lay def protocole kii dama koy def directeur yow dama lay def chef de cabinet chargé de com peut-être chargé de com bien waaw bu ko defee Mayoro moom dama koy def ministre de la santé yow ñi dañ fiy jóge corona baa ngi nii bëgg a rey Aïcha Barthélémy looy tàggoo waaw Mohamed damay gërëm sunu gan maire Woré Sarr honorable député c'est vrai que Binta ak Papis wax nañu ko wax na fi lu am solo parce que ngor dafa am solo te jàpp naa ne ngoram fi mu ne nii mayatu ko mu woon gën a Abdoulaye Wade lépp ça rejoint un peu fidélité bi Papis doon wax muy lu rare parce que Binta mu ngi koy junj également da ngay gis léegi gars yi dañuy def politique uniquement pour s'enrichir ou benn situation sociale ainsi de suite donc bu amee genre nit ñi nga xamante ne par conviction ñu ngi toog malgré que day métti mais ñuy muñ donc je pense que référence la rawatina jeunes yi nga xamante ne dañuy épouser politique fi mu ne nii donc je pense que ci côté boobu ñu ngi lay féliciter di féliciter également góor gi Wade Abdoulaye Wade ndaxte moom quoi que l'on puisse dire waaw jàmbaar la wax dëgg neex yàlla di ko ñaanal rek fan wu gudd amiin di gërëmaale les téléspectateurs Mohamed ñu ngi noonu su ma teggee casquette journaliste bi ak bu présentateur bi teg fële mën naa ne bu artiste bi également je préfère boobu nga jël waaw donc mën naa ne je dis souvent à des gens je dis Mohamed c'est au-delà du journalisme c'est un artiste dans le son mais bul fàtte ne xaalis télé lañ ma ngeen télé waaw foofu laa ba ñëw parce que temps bee jeex moo yaa ngi may wax loolu dama doon wax ci suñu gan gi yaay Woré Sarr yaay la ci ñun ñi ñu formé Oxygène ñu jaar fa xam nañu moom ak ñi mel ne ñoom taxawaay bi ñu am ci jeune banlieue bu Dakar rawatina ci média yi nekk ci banlieue bi donc bu ne kii xamu ko mais man xam naa ko wax na dëgg parce que jamono ji ñuy jàng di yéeg ci métier mi ca lañ ko doon côtoyer ba nii donc mbégte la ñu amaat également ci dalalaat ko di ko ñaanalaat également fanu gudd di gërëm téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci Déclic gërëm équipe technique bi ñu ci àndaloon mu di Pape Samba Thiam ak équipe am mais également Mamadou Ndiaye mi ñu doon yeggee sànq lii di internet yi ak li ñu wax naka noonu service digital Pape Jean maa ngi ko gis boobee ba léegi muy dugg di génn ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Mame Biram Diouf mi doon coordonné numéro Déclic bi mais également Grand Kamou mi ci jàpp ci anam yu mucc ayib ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp gërëm leen yéen ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu fanaan jàmm